vendredi 19 février 2021 mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax dal leen seen dernière inclusion de la semaine ci Mbour TV matinal di lundi au vendredi saa su ne si waxtu bi jotee rek ñu fas yéene toog fi jàkkaarloo ak yéen fas yéene waxtaan ak yéen ci lépp loo xamante ne actualité la ak sama team bi nga xamante ne ñoom laa koy àndal à chaque fois muy Babacar Mati Awa ak ki nga xamante ni mooy Oustaz mais aussi soxna Ngone ñoom ñëpp rek bokk ci team bi ñoom ñoom laay àndal liggéey bi à chaque fois tey nag ci àjjuma ji mu nekk nag vendredi bu particulier parce que nag li ñuy war a waxtaane incha allah rabi ci kanam tuuti dina am solo loolu xam naa ni su invité bi ñëwee rek liñ ci war a waxtaane di ngeen ko xam ak ki nga xamante ni mooy suñu chroniqueur bi à chaque fois aussi tamit moo fi nekk di ñuy jox li xam te moo nekk ci information mais laataa mu ci dugg rek dañ koy jox mu nuyoo Babacar maa ngi lay nuyu bu baax. waaw Omar maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ni ñuy safoo di ànd ak saa su ne nuyu dëgg yàlla sunu médecin bi sunu jëndkatu ordonnance bi. waaw dëgg kenn du waaye dama koy nam ngoone dama koy nam ngoone ndax may manqué dafay manqué maa ngi lay ziar bu baax di nuyu waa régie di nuyu téléspectateurs yi di nuyu yaayi seex yi ak seex yi j'espère que lépp jàmm rek ca kër ga alhamdulilah di nuyu waa KMG waaw ca dëkk macha allah di nuyu bu baax aussi soxna Diaga tey moom vraiment macha allah fi mu la génn ci vendredi am la solo. waaw gis nga de parfois daal. da ciy baax ne day sa couleur bëgg naa ko man. ne day jéem a roy moom diw waaye moom diw man. gaaw a yëg waaw. maa ngi ko nuyu bu baax a baax soxna Diaga ci moom tamit nit ñi sax à chaque fois dañuy seetaan di ko wax ni ñoo ngi lay màggal bu baax a baax soxna Ngone namoon nañ la de. maa leen raw. noo def. maa ngi nii yow comme nga vendredi bu vendredi dañ lay am. moo tax tey man ñeneen ñëpp dañ toog. nga tey chaise yi ni mu yaatoo. dañ la jox temps nga wax ba doyal. ndax dégg naa yaa ngi faj nag ñu bëri. sant nga jënd yàlla ordonnance su 10 000 yi ngay jënd ki 20 000 yi léegi ci 125 rek nga faju nga ciy gërëm bu baax a baax ak la nga nuyoo rek. Omar maa ngi lay nuyu Babacar sama xarit. sama sëriñu jëkkër. maa ngi lay ziar. neel sama sëriñ dëkk. waaw sama sëriñ. sëriñu jëkkër égal sëriñ. waaw loolu de dëgg la. di nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan télévision bi Mbour TV di leen ziar ñoom ñëpp rek di leen ñaanal jumaawu jàmm. ñu ne ñëwati nga. waaye ñëwati naa de. tey li ñu war a waxtaanee lan la. tey nag maa ngi waxtaanee li nga xam ne bari na ci dëkk bi. mooy lan. muy nebedaay nga xam ne bari na ci kër yi ñu koy gis nii. di ko romb fu nekk. te buñ ko faale. waaw kay. kon baax na mu mel ni kon ci kanam tuuti nebedaay la ñuy waxtaan mais aussi tamit xam naa ni incha allah dinañ fi am si gan gu mag docteur nan la. Mbassa Diouf. docteur Mbassa Diouf tey nag dañuy waxtaan li nga xam ne mooy Covid 19. ci waxtaan bu yaatu incha allah rabbi moom ci kanam tuuti dinañ fi taw mais aussi kii di Oustaz Ismaïla Sène aussi tamit dinañ ko am incha allah si kanam tuuti ci plateau bi. loolu daal lañ ñëw fas yéene tey rek ñooñu lañ fas yéene daal lañu fas yéene waxtaanee ci lépp loo xam ne wër-gu-yaram la mais aussi tamit ak actualité yoo xam ne nit ñi dina laal li nga xam ne nii mooy jëm ci bitim réew wala ci biir réew mi waaye laataa loolu ñu tàmbale ko ak xibaar yi ak Babacar. ñu tàmbale ko ak li nga xam ne mooy ëtt yëg-yëgaay yi wala am na. waaw am na tamit xibaar bi nga xam ne tiis na fi Omar. muy boo xamee DJ Mo waaw nekk tamit ki nga xam ne ni ku am taxawaay la ci diwaanu Mbour moom nag dafa ñàkk doomam Mohamed nekk taawam bi nga xam ne tamit moom la ñàkk donc mu nekk tamit mbir mu tiis ñuy rek débuté suñuy propos di ko jaale li nga xam ne tamit moom mooy doomam jooju ci kaddu Mbour TV gi yëpp personnel bi yëpp ñu ngi koy jaale doomam bi di seddu ak moom naqar gi muy noonu xale la vraiment taawam bi la mu ñàkk ba kanam donc daal vraiment ñu ngi koy jaale di ko masawu nag ndax métti na sa taaw xam nga xëy ñàkk ko lu doy waar donc daal vraiment ñoo ngi séddoo ak moom naqar gi ak tiis gi di ko ñaanal aussi yàlla may ko xolu muñ. jërëjëf comme ni mu ko waxee di jëmoo nag kenn dootu ko présenté ci diwaanu Mbour ci wàllu animation parce que ku doon déglu rajo di nga ko dégg. ku doon déglu Lix FM di nga ko ci dégg. liggéey bu am solo bi muy liggéey ci diwaanu Mbour tamit ñëpp xam nañ ko donc bu doomam génnee àdduna dafa ñëpp képp ku
ku nekk rek di liggéey ci li nga xam ne mooy secteur bi maanaam muy journaliste bi ak animateur bi ñëpp ñoo ñàkk donc comme ni ko Babacar waxee rek ñoom ko koy jaalal doom jo nga xamante ne ni jóge na fi di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fii mu jóge te yàlla na ko yàlla mooy xolu muñ te aussi tamit njaboot gi muy amaat ci kanam yàlla na ci yàlla teg loxo loolu daal ni ko Babacar waxee ci turu Mbour TV yëpp ñoo ngi ko koy jaale au nom du DG Ndiaye Diatta Ndiaye jërëjëf Babacar ci li nga xamante ne mooy xibaar yooyu parce que loolu tamit ay xibaar la xibaar moom mu neexal mu naqari xibaar la waaw donc il faut des fois aussi nit ñi di ko xam te di jëmoo diwaanu Mbour ñëpp ko xam sax da nga fekkee am nga rek loo ci sànni waaw di jëm moom ñëpp xam nañ ko waaw man mosuma gisante ak moom mais maa ngi ko yàgg naa koy déglu mu ñuy bégal di ko jaale rek suñu doom ji fi jóge yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana merci beaucoup Ngoné ci témoignage yooyu Babacar léegi nag ñu dem ci kii bi te yéen gars yi waaw mën nañu dem ci xibaar yi am na tamit reportage bi nga xam ne ni dafa teel a tëb sax nga teel a tëb koy am na dafa am reportage bu sensible bi nga xam ne ni xam nga salon de massage yi jamono ji dañoo nekk ci jafe-jafe ginnaaw coow li nga xam ne tamit jib na fi ci yenn salon yi diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr taxul nag Abdourahmane Diallo dénk na micro ñenn ñi nga xam ne tamit dañuy def yor salon de massage ak lu ñu mel ñoom nag ñu ci bëri ci diwaanu Mbour confirmé ne kat ñoom kat ci massage dañuy yem dañuy liñ loolu la ñuy seq ak seen client dañuy dawle rek reportage bi Abdourahmane ñu ngi ci ab benn salon de massage ci Saly buntu baa ngi tijjeeku waaye kenn newul ci biir gën gaa sori benn soxna yor bale mu ñuy won yenn ci ay salon de massage balaa mu ñuy laaj ban xeetu massage la ñu bëgg. angle muusante ngi dama la ngay am dara. compintaas angle muusante. angle muusante yaay seetlu ba ci gën a. waaye ndegam compintaas dafa gën a ci tey dama angle muus rek ñoom dina am dara bu ko defee nga mën a def différence bi du dëgg. demal rek yow daal doxal rek. yaa ngi may tiital de. yow xanaa pare woo. mujjantal ga nag angle muusante la ñuy dugg foofu ab couloir bu gudd ay salon de massage yu bare fa ne bi ñu fa yeggee salon yi tijji nañu waaye amul client feebaru mbas mi ak mbirum Sonko Adji Sarr moo fa jaar. bi mbas mi tàmbalee ba léegi mën nañu wax ni li jëm ci wàllum massage yi doxul waaye tamit bi ma déggee mbirum Sonko bi dama xam ni mbir mi tamit dina am li nga xam ne dina ko gàllankoor ci suñu liggéey ndax ñu bari ci clients yi fi mu ne nii ñëwatuñu ndax dañuy ragal. dëgg la sax salon yooyu luñ leen di waxal doonul lu rafet waaye teewul ñu yor salon yi di xamle ni massage rek la ñuy def. liggéey lañ sekkal ba bu ñëwee ñu liggéeyal ko mu fay ñu dem seen yoon xaritoo wu ñu jàmmasante wu ñu. léegi par exemple yu gars yi di wax noonu yu bon yi ci kii mais yow yu bon yooyu ñun dañ koy éviter parce que suñu liggéey dañ ko bëgg a jàpp mu dem ci kanam yooyu ñun dañ koy éviter massage dañ sekk ak ñoom massage dañ leen defal ku bëgg massage ñooñu massage ku bëggul massage di bëgg la ca des ñu dàq la nga génn suñu. ci loolu sax ñi yor salon yi di yokk di xamle ni police saa su ne daf fay jaar ngir xool seeni liggéey yi. voilà Omar mu ngi noonu gis nga ko coow li coow maam jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji moom moo dal salon de massage yi ci réew mi xanaa rek mën nañu jàll ci li nga xam ne tamit muy kayit yi ak tamit tolluwaay ki nga xam ne tamit moom la ci gën a fës ci ëttu yéen kaay Omar. koy tàmbalee ak li nga xam te ni mooy réew mi quotidien bu mel ne Sénégal war am na intérêt pour intégrer ci li nga xam ne mooy la G5. waaw mooy laaj bi nga xam ne ni samp na ko bu ñu fàttalikoo nag lu toll ci $1 milliard ñu jiitu réew mi daal dina koy dugal ci compte googu léegi ngir rek participer ci groupe gu mel ni G5 ngeen nekk fexe ñi xeex wàllu tourisme ak lu ñu mel loolu nag li nga xam ne ni wàllu terrorisme ak lu ñu mel li mu jàpp nag laaj bi nag moom mooy ndax tamit Sénégal am na benn intérêt ngir dugg ci biir groupe googu nag ci fàttali moom mooy kuréel gi gën a mag ci àddina ngir xeex wàllu li nga xam ne ni moom mooy wàllu terrorisme Omar. buñ jógee foofu L'As Quotidien mu mel ni Makhtar Diop au sommet de la banque. Makhtar Diop au sommet de la banque ki fi nekkoon ministre de l'économie tey jii nag nommé nañ ko directeur ca fa nga xam ne sax moom mooy ca banque mondiale bu banque mondiale nag bu ñu ko déggee bokk na ci banque yi gën a mag ci àddina tamit loolu nekk honneur bi nga xam ne nii sunu doom yi nga xamante ne ñoom ñu représenté ci wàllu koom ci bitim réew am nañu ko waaye Omar mu mel ni li nga xam ne moom mooy vaccination bi dina tàmbali ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février. bu ñu jógee foofu Le Soleil dafa mel ne ni polyclinique 5 étoiles à l'hôpital principal. waaw moom lañ fa mën a jàpp nag ginnaaw tamit bâtiment bi ngay gis ni tamit mu nekk ab bâtiment bu rafet ci ay gët moom nag la ñuy war a apporter ginnaaw tamit ab principe bi nga xam ne nii yokku nañ ko ca taxawaay gi nga xam ne ni hôpital principal ba dina ko am loolu nag mbir mu nekk rek ab mbir bi nga xam ne sax dina war wàññi ñu ne wàllu évacuation yi nga xam ne ñu ngi koy amal ca bitim réew loolu yëpp ngir fexe maanaam ñii ci bu ñu ci bëri
ñu ñuy jàllale ci bitim réew kon la leen di faj ñu indi ko fa nga xam ne ni moom mooy ci hôpital principal ba ñu wàññi déplacement yi nga xam ne ñoom la ñuy yóbbu ci bitim réew ndax ñu ci bëri kat seen doole matéo Omar. Sud Quotidien moom ci vaccin Covid 19 bi la ñëw. waaw adhésion la indi ci stratégie nationale bi nga xam ne moom lay war a indi ci vaccin bi contre Covid 19 bi maanaam plan bi nga xam ne tamit war nañ ko mën a teg ginnaaw tamit mu nekk beneen défi bi nga xam ne Sénégal war na ci mën a jàll ginnaaw ba vaccin yi ñëwee waan naka la ñuy def ba jéem a tamit convaincre ñi nga xam ne nii tamit ñoom ñooy mbir mi kii nga xam ne ni nag moom mooy Djibi Diakhaté nekk sociologue moom nag li mu wax rek moom mooy mettre en avant acteurs yi nga xam ni ñoom ñooy acteurs porteurs yi ak tamit ñii di dynamique communautaire yi ñi jiitu ci mbir mi waaye Mademba Ndiaye nekk spécialiste en communication nag moom mooy li mu wax ba tey ñu jël rek stratégie bi nga xam ne ni tamit moom moo gën a optimal waaye tamit mettre en avant daal li nga xam ne ni moom mooy approche communautaire bi. bu ñu demee fuggee foofu critique moom Ousmane Sonko dafa mel ni gagné na procès populaire. waaw Ousmane Sonko gañ son procès populaire waaye tamit remède yi nga xam ne tamit ñoom ñoo fii indi moom mooy leaderu parti googu rek da ba parti politique bi dafa waroo ak li nga xam ne nekk moom mooy mesure de barrière yi ginnaaw ni ki démb bu mu demee ci UCAD doon fa seeti kenn ki nga xam ne nii dafa amoon gaañu ci mbir mi les étudiants yëpp daanaka rek mabbu topp ko loolu nag ñu ne respect àndul ak benn yoon li nga xam ne tamit moom mooy mesure de barrière yi waaye lancement de campagne nationale bu vaccination bi mardi lay doon bi ñuy dëtmal incha allah maître moo bi nag dina am transparence bi nga xam ne dina ci am waaye rigueur tamit dina ci am ba mbir mi daal ñu mën koo amal comme ni ko njiitu réew mi bëggee. buñ jigee foofu la tribune ñi xamal nan la ñaari enseignants yi échappé wu ci li nga xam te ne mooy ak musiba. waaw ab tamit maanaam sax cong moom moo amoon ci jàngalekat yi nga xam ne tamit moom moo fi am ils sont rencontrés avec des malfaiteurs ñooñu nag ñu doon def rek moom mooy tamit fexe ba daal di rek faagaagal ñaari jàngalekat yooyu nag ñoom nag kenn ki ñu nekkat dafa réveillé dafa yee rek ginnaaw ab coup de goudin bi nga xam ne ni ñamoon na ko waaye tamit keneen ki daal di rek am moom it ab machette bi nga xam ne tamit dóor nañ ko ci kaw bopp bi moom nag daanaka rek ñoo ngi woon ci dana kër dund ak dee ñoom nag rawale nañ leen ci hôpital Omar. bu ñu jigee foofu lii quotidien ba tey Ousmane Sonko la ñuy mën a lire ci xët. waaw Ousmane Sonko a reçu une grande pompe à Louga Sonko campagne de légitimité moom la journal bi daal di bind gis nga ko noonu ak mbooloo mi nga xam ne ni moom moo wër Ousmane Sonko nag ko ay étudiants ginnaaw nag bu mu demoon ca bërëb ba jàngalekaay bu kawe ga doon rek seeti ña nga xam ne ni sax ñoom ñoo amoon gaañu ci rek coow li nga xam ne nii moom moo fi amoon loolu nag ñoom ñu jàpp ne kat Ousmane Sonko waroowul maanaam respectewul benn yoon li nga xam ne tamit moom mooy mesure de barrière lu ñu mel waaye Omar ci projection démographique bi nag population bu Sénégal daal dina ne yokk téeméer boo jël ñett ci ñun yokku na atum 2020 Omar maanaam 3% yokku na ci li nga xam ne nii moom mooy askan bu Sénégal atum 2020. Vox Populi ba tey Ousmane Sonko lañ fa mën a gis ci waaw Ousmane Sonko lañ fa mën a gis waaye nag ci kaw li nga xam ne sax moom mooy Ousmane Sonko s'offre un bain de foule l'université moo fa gis malgré contexte Covid 19 bi la ci journal bi daal di yokku li mu jàpp nag moom mooy malgré jamonoy Covid 19 bi tamit ñenn ci leader yi maanaam daal sàmmoñ benn yoon ak charte yi nga xam ni nit ñi wala sax njiitu réew mi wala ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram gi daal dinañ koy digal askan wi Omar nag ci li nga xam ni moom mooy hausse 3% bu population bi à un an le Sénégal maintenant compte 16 705 608 habitants ñoom ñoo daal di dëkk ci Sénégal ginnaaw tamit recensement yi nga def xam ne ni def nañ ko atum 2020 par l'ANDS. bu ñu jigee foofu Dakar Times dafa mel ni Diouf Sarr la ñuy gis ci xëte yéen a. waaw le Sénégal classe parmi les meilleures gestions du Covid 19 moom lañ ko classé woon jamono jii nag Diouf Sarr à transparence ak tamit rigoureux moom la daal di woote ci li nga xam ne tamit moom mooy ñàkk gi ñu war a ñàkku lii di Covid 19 bi transparence dina ci am maanaam daal dinañ ci tëddee njaxanaay ba ku ci nekk rek nga xam ne war nañ ci jot nit ñi ñuy ciblé rawatina nag personne âgée yeeg ñi nekk ci bërëbu fajukaay yi ak tamit jamono ji ñi am yenn jàngoro yi ñoom la mbir mi concerné wàllu rigueur nag dina ci am waaye tamit li nga xam ne tamit moom mooy transparence dina fexe daal ba ñëpp ku ci bëgg jotee nga daal di jotee ci vaccin yooyu Omar. bu ñu jigee foofu l'observateur dafa mel ni kii di Birame Souleye Diop. waaw Birame Souleye Diop moom la daal di indi nga xam ne kat moom soxnaam sànga ca kaso go ñi daal di jàpp moom nag daanaka dafa daal di daaw lañ ko mën a tuddee lu ñu mel nag moom ay fan ngi kenn du ko woo ba jot ko li mu jàpp nag moom mooy dawut benn yoon waaye nag kerek buñ ko convoqué rek mu wuy ji terewut nag moom jaboor soxnaam sa nga xam ni
teg nañ ko loxo ca diwaan ca fa nga xam ne tamit moom mooy ca dikk benn yoon sax amul moom bu mu fa demee seeti ko wala bu mu fa ñaanee intervention lu ñuy laaj nag moom mooy ana responsabilité bi nga xam ne nii sax am na jëmee ci biram moom mu nga xam ne nii teg nañ loxoom teg nañ jabaram loxo terewut mu dem làkkatu ci génn rukk gi nga xam ne nii kenn mënu koo jot téléphone li mu lay nag ginnaaw googu moom mooy téléphone gi mu fayoon kat dafa amoon ci yenn yu mu nekkoon yu personnel ci li nga xam ne tamit moom moo am ci service de réanimation yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk manqué lal yeeg lu ñu mel nit ñi souffrance yi ak tamit moor yi ñu fa daal di jàpp médecins yi nag dañoo jàpp ne nag li nga xam ni sax moom mooy jamono ji taxawaay gi ci gën a nit ñi mën a am moom mooy fexe ba dooleel équipement yi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekk ci bërëbu hôpital yu mel ni tamit ca Dalal Jàmm ca Touba ak fa nga xam ne ni moom mooy ca Ourossogui Amar. bu ñu jógee foofu Walf Quotidien mën ne Sonko dafa violé li nga xam ne mooy mesure barrière. waaw comme ni ñu ko waxee woon coow mbooloo mi nga xam ne moom moo ko toppee woon démb sàmm wut ak benn yoon li nga xam ne moom mooy mesure de barrière yi tax na nag journal bi rek daal di indi kat ñenn ci exemplaires yi nga xam ne tamit ñoom ay élite lañ ak tamit jamono ji ni ñuy taxawoo ci kanam askan wi bu néew ji doole yi kat maanaam defee lenn lu ndaw ñu teg leen loxo ñoom nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite wala sax ñoo ñu bëgg a jiite di def tamit lu waroog li nga xam ne ni ñoom la ñuy forcer mu nekk nag état bi daal di dinay pêché jamono ji ginnaaw tamit vigilance bi nga xam ne nii am na ndax démb kat gis nañ mbooloo mi nga xam ne nii moom moo toppoon Ousmane Sonko te ba tey ji yëngu-yëngu amul dara amul li ñuy mer nag moom mooy est-ce que sax état mujjul seetaan Ousmane Sonko ci plaisir bi nga xam ne tamit ci la nekk. l'évidence moom dafa mel ne maire Ngexox bi la teg yéenekaay. waaw maire Ngexox bi lu indi Pape Songué Diouf moom nag nekk député ci assemblée nationale li mu wax nag moom mooy dalal xelu askan wi nag li mu jàpp moom mooy ki ñu mën a référé wu ci exemple rek moom mooy El Hadji Malick Sy ginnaaw tamit bu ñàkk yi nga xam ne ñëwoon na fi ci wàllu peste gi ginnaaw comme ni ko Oustaz doon nettali woon keroog ki nga xam ne moom mooy Hadji Malick dafa toog rek ba si yàgg dem waxu ñàkk ji bi ñu ko waxee mu jël exemple bi njëkk moom mooy dem ñàkk ji ba mu ko defee nag mag ñëpp daal di koy topp exemple boobu nag bu ñu mel mënoon nañ ko nemmeekuwaat ci réew mi te ba tey ay nit dañ suñu royukaay lañ kon jàpp na ne moom meeru Ngexox bi kat ak Sénégal war na mën a am njort bu rafet dem ñàkk ji Omar. Le Quotidien ba tey Ousmane Sonko. waaw étudiant bi ak tamit étudiants yi nga xam ne ñoo ko gàttanu démb en masse ca fa nga xam ne tamit moom mooy ca université ba waaye tamit Birane Souleye Diop mi nga xam ne nii daal dinay feeñ nag nee na ma li muy xaar rek moom mooy convocation waaye nag daw randawul jabaram nag moom ñëpp ngi laaj lan moo tee ba tey seetuwut ko loolu nag indiwul ci tontoomar. bu ñu jigee foofu libération ba tey affaire menace de mort yi moom la. waaw menace de mort yi tamit la indi ak tamit li nga xam ne sax moom mooy tamit ko convocation yi nga xam ne ni am na ci gestion contrôle bu technique bi ñu mën a jàpp bu automobile Veritas yi nga xam ne ni am na ci waaye scandale financier yi nga xam ne tamit mi ngi ci mbir mi mu nekk nag jamono ji lu xaw a tey xelu nit ñi Omar. bu ñu jigee foofu source a ba tey rek Birame Souleye Diop la ñuy gis ak yéenekaay. waaw Birame Souleye Diop la ñuy gis ginnaaw tamit moom mi nga xam ne nii sax kat dafa lakkatu nekk fu xam ne kenn xamul ko kenn mënu ko ba jot ko mu daal di nag li nga xam ne sax moom mooy soxna sax nga xam ne teg nañ ko loxo ba tey jii nag moom it demut fa teg fa tànkam li mu jàpp nag moom mooy convocation am lay xaar pour wuyu ju fa nga xam ni sax moom mooy ca hôpital. jeexalew ak l'exclusif ak photo Macky Sall ba. photo Macky Sall ba Covid 19 bi Sénégal tient son vaccin et tamit Sénégal tient son arsenal moom la rek njiitu réew mi wax ginnaaw tamit Macky ADD Diouf Sarr ak ki nga xam ne sax moom mooy l'histoire retiendra moom la tamit journal bi daal di bind li ñu mën a jàpp nag moom mooy jamono ji li xew moom mooy ginnaaw vaccin bi ñëw na pexe yi nga xam ne nii nag war nañ ko lal ba tamit jëmale vaccin yi ñu mën ko utiliser ci nit ñi moom nag moom mooy li nga xam ne jamono ji moom moo nekk ci xelu leader yi nga xam ne ñoom ñooy wàllu sant gi Omar. jërëjëf Babacar xam naa ni yaay ñu seetaan publicité ñëw daal di koy yaatal. jërëjëf. xam nga fekkee publicité bi jàppandi nañu seetaan ko te ñëwaat. Chez le Choix de Mbour, Sanoussi Sarl est un expert groupe dans la construction de bâtiments et conception immobilier, mais aussi la gestion de vos prises de bail, vente et location, biens immobiliers et terrains, transport et assainissement en toute sécurité et clarté. Le groupe Sanoussi Sarl met en valeur les normes juridiques et administratives dans la gestion de vos biens. Sanoussi Sarl, situé au croisement de l'arrêt Saly-Niarniaral en allant vers Marseille Central à gauche. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 705 25 60. 77 705 25 60. طلعت لنا شمس الهدى
فدجا لمن اقتدى أغني الأمام ملموعدا مرمى وخال بلغ المدى رفعت له أعلام شرقا مغربا لما بدا لمن اغتمي دفمان الله. merci beaucoup Omar ci kii bu am solo boobu aussi ci publicité bi nga xam ne mooy sànni si sax comme rek diñ koy waxee à chaque fois lépp lu jëm ci wàllu construction de bâtiment wala location soo ci soxlaa rek lu mucc ay demal seeti ko foofu ci quartier Grand Mbour wala nga woo ko ci 77 705 25 60 77 705 25 60 Babacar léegi nag ñuy xaw a tuuti rek jël benn point comme ni ñu koy defee à chaque fois boo jàngatee ëtt yëglekaay yi. mel na ni salon de massage yi am nañu jafe-jafe jamono ji. ah waaw am nañ jafe-jafe plus lay wax ndax tamit jafe-jafe bu yokk ci kaw jafe-jafe la moom mooy tamit li nga xam ne nii sax mooy d'abord damay nuyu waa ji après day nuyu rek joxe eggale joxe xalaatoo kilifa diine gi tey kilifa gi daa kii quoi kilifa gi de moom danaan teel a ñëw may ñu lawal waaye tey moom xate rek ndeysaan waaw Omar xam naa jafe-jafe plus lay wax ndax ginnaaw Covid bi nga xam ne ñëwoon na fi taxawoon ñu tëj yenn bërëb yëpp yu ci bëri ñu reprendre quelques fois tamit quelques temps sax lay wax commencé waat seen liggéey lu ñu mel ñëw dalaat leen j'espère que moom point bi peut-être mën na positif ci keneen ba mu des leen parce que tamit day changer regard bi nga xam ne nii ñenn ñi ñu ngi leen di xool parce que tamit ak nu mu mënta demee am na yenn ruubandaat yu ndaw ci suuf yu ñu leen daan def kon lii bu jëmee kaw day fekki rek lañ leen daan wax mu mel ni ak dëgg la j'espère que nag loolu lu ci bëri la leen di indil jafe-jafe ñoom ñi ci daan seen doole waaye nag di xamal ne rek ne ndox fa mu daan taa ba tey boo demee fekk fa tepp ñu doon maase ba tey ñoo ngi maase ñu doon maase plus nag kenn mu leen ci génne ña doon yem ci maase nag ñi nga yem ci maase ñi nga xam ne tamit ñoom la doon seen liggéey doon seen métier ña nga ca waaye nag mbir moo gis rek am nañu ko rax comme l'exemple bi may jël rek moom mooy journalisme bi nga xam ne tamit ci la ñenn ñi di yëngu jamono ji bëri na ñu ko rax bëri na fa information di jógee bëri leneen mu nekk secteur yoo xam ne nii daanaka yëpp la gis nañ fi faux médecin gis nañ fi faux gendarme sax gis nañ ko fi faux policier gis nañ ko fi comme ni ñu fi mën a gisee faux massage ku ci nekk tamit ak na ngay tojee sa bopp ñu ndax mbir mi daal soo ko bëggee daal yàq rek xam naa ne noo mel di nga ko jaar waaye nag ñoo doon maase ba tey ñu ngi maase kon ñu doon dem ci salon yi di maase di ñibbi aussi mën nañuy dem ci salon yi di maase di ñibbi parce que changé wul benn regard ñi bañ a fàtte ne aussi ay doomu aadama ñoo fa nekk ay sénégalais ñoo fa nekk ay borom kër ñoo fa nekk di daan seen doole di yóbbul seen njaboot kon ñi bañ a gàkkal dara ci métier bi ndax du métier boo xamee tamit bu araam la wala bu leneen la waaye tamit possibilité la pour tamit ku feebar nga dem fa ñu faj la nga yem ci faju gi nag te ñibbi boo rombee faju gi nag yàq nga ko na nga yem ci faju te daal ñibbi ñëwee ñu yem ci faj la te bala nga ñibbi j'espère que loolu dafa am solo ñu fexe ñoom tamit ba sàmm seen métier bi parce que métier bu sensible la Oustaz gannaaw bu ñu la nuyoo dafa mel ne aussi tamit am nga loolu ci mën a dolli ci li nga xamante ni mooy maase gi ak jamono ji li nga xamante ni mooy seen liggéey commencé di am ay gàllankoor alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi zil manni wal fadli wal ihsani bismillahi amantu billahi atashamsu billahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala julli ci sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu leen ziar leen ndokkeel leen wax leen jumaa mubarak tabarakallahu ci aljuma ju tedd ji ziar tabarakallahu kilifa diine yi nuy imaam yi waaye nuyu plateau bi El Hadj Omar Ndiaye ñu ziar ko tabarakallahu Seyda Aboubacar bi daaneel kàddu gi ñu ziar ko Seyda Ngone Seyda Mati Seyda Awa Al Walid ak El Hadj Omar Ndiaye bi ci régie bi ñu ndokkeel ñëpp ziar leen tabarakallahu jiital nag ay kàddu njaal ci umma islamique bi yëpp jiital ci tabarakallahu ci turu directeur suñu baay Mouhamadou Lamine Sem Ndiaye
tabaarakallaahu nekkoon bu refeem faatu tabaarakallaahu fan yëpp ci dëj boobu lañ nekk ba tey ji sax fa la ñu xëyee tey juróom-ñetti fan yi incha allahu rabbana waaye di jaalaat Sarr Moussa suñu njabootu Papa Diop Kabous waaye di jaalaat Mouhamed Ndiaye gi jëmoo doomam ji nga xam ne faatu na amul bàkkaar dañuy ñaanal ay woy juróom yal na yàlla may leen gudd fan di kamasaw ñu nag moom ñoo bokk tiis wi mu suñu directeur fële ci rajo Lix FM tabaarakallaahu Alaaji Omar ci njëkkee ci vaccin yi nañ ñàkku direct man damay ñàkku bu soobee yàlla waaw bu soobee yàlla sénégalais yi daal nañ ñàkku direct ñu yaakaar ba nekk bi ñëw nag yal na yàlla def ko ci muy covid bi dem yal na yàlla def ko ci waaye ci tabaarakallaahu li Alaaji Babacar indi ci wàllu massage yooyu wàllu faj Alaaji Omar dafa sensible war nañoo xool kenn ku ne kenn war ñëpp war ñoo doon fajkat képp ku ko jàngul formé wuñ la ci amoo diplôme bi war a ubbi faj nag waaw ku ubbi leneen nag rax ci faj bu ñu demee ba xam ni faja ci ne dañuy wax ni ku juum nañ ko teg ci yoon ku yara di ku ñu yar la solution bi daal di am ndax baale bu ëpp bi mën na jur musiba képp ku dugg ci lu bokkul nañ la ci génne ña war a faj ña war a faju faj waaw saa su ne de loolu nga ñuy wax sax bu baax sax na ngoone waaw comme oustaz ni ko waxee gis nga Sénégal laa gis mu nekk dëkk boo xamante ne lu am rek ñenn ñi dañuy dem profité wu ci dem di ci nekk fu mu toll nii ñenn ñi nga xam dañu dugg ci li nga xamante ne mooy massage bi dañoo am seeni mborom yu ñu gis ñu dugg si mu réussir xamuñu nu ñu def ba dugg si ñu xëy ñoom tamit ubbi seen place ne dañuy fajaate loolu Sénégal rek la am bu sport jotee football jot ñëpp dañuy nekk ay entraîneur fii moom loolu moo fi nekk moo tax comme oustaz li mu wax sànq rek ñu il faut ñu dem dellu ki nga xamante ni da nga ubbi sa place di def massage nga jël ay doomu aadama nekk fa di fa yokk leneen bu dee dafa def lu jaarul yoon ñu sanctionné ko loolu doomu mooy solution bi. loolu mooy solution mais aussi Babacar ci wàllu rassemblement yi nemmeeku tamit démb bëggoon naa suñu waxtaan ci parce que nga xew démb université su ko ñenn ñi rafetlu aussi tamit ci li nga xam te ni mooy règle yi nga xam te ni lañ fi teg normes yi dafa mel ne ni dàq na li nga xam ne mooy rassemblement Babacar. dàq na rassemblement Omar parce que tamit bu ñu xoolee ñoom leader yi ci côté bi ñu nekk ñoom ñoo ci référence su askan bi la fois passée gis nañ fi tamit ni nga xam ne ni xewoon na ginnaaw biñ ko convoqué moom Sonko tey jii tamit démb gisaat nañ rassemblement bu ñu mel mu mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo espérer wala ñoom ñi nekk suñu njiit ba pare ak ñu ko bëgg nekk dañoo nekk ci benn côté référence su askan wi. ay man du ma condamné Sonko wala keneen waaye nit ñi nga xam ni xam nañ danger bi ne ci feebar bi xam nañ tamit conséquences yi mu leen mën a indil xam nañ tamit tolluwaay gu jamono ji man daal pour man maanaam ni ma sonnee ci mbas mi doyal ci nit ñi dañ ci doyalewut noonu mais jàpp naa ne man fi ma ci toll jamono ji doyal gi mu ci doyal bu ci nit ñi toll woon noonu j'espère que lépp li nga xam ne ni pexe la muñ tëral pour mbas mi jógee fi dinañ ko def ba mu jógee fi jeune nag dafa am responsabilité bi nga xam ne nii dafa na ci yow d'abord waxuma n'importe quel jeune sax laa waxuma nag jeune bi nga xam ne nii tey yow yaa espérer nekk ëllëg suba ñuy nga dem université dëgg yàlla nekk ci jàng am na comportement yoo xam ne ni c'est négatif ci seen côté donc ñi bañ di xam ne état du ennemi kenn wala kenn pour lenn mais am na dogal yu xam ne ni buñ ko jëlee c'est pour le bien de nous tous wér-gu-yaramu Omar Ndiaye du wér-gu-yaramu Macky Sall du wér-gu-yaramu Marème Faye Sall du wér-gu-yaramu keneen wér-gu-yaramu Omar Ndiaye wér-gu-yaramu Omar Ndiaye la Omar Ndiaye buy feebar wala mu ciy jëlee lor Macky mën na koo bañ a yëg mën na ko bañ a sentir donc bu jëlee dogal ki fii ba Ziguinchor ne lii ak lii lañ koy bañ donc j'espère que bu doon pour moom kese la yu ci bëri duñ ko fay fekk mais c'est pour le bien de nous tous kon nu ñu mën a def ba fexe ba respecter mesures barrières yi responsabilité personnelle la nag la doon d'abord soo ko nekk responsabilité collective ñun nag Sénégal dañoo tàmm mbaboor dañoo tàmm tamit maritandoo j'espère que yu ci bëri loolu mooy sonal dara xew na il faut ñu daw dem yokk ci plus et puis yow tu ne prends pas en compte danger yi nga xam ne nii d'abord mu ngi fay xaar waaye danger yi nga xam ne tamit mu lay xaar ci ña ngay fekk ci kër ga ña ngay boo ñibbee ña nga fay fekk sa baay sa yaay sa maam ñi nga xam ne nii ay personnes vulnérables la xamoo ban feebar nga yor yow miy dem mën nga yor asthme mën nga yor yeneen feebar bi nga xam ne nii dafa fragile ci kanamu Covid-19 bi j'espère que bu la fa kosee tuuti mën na la indil jafe-jafe boo xam ne nii Sonko du la faj Macky Sall du la faj keneen du la faj et puis xale yi il faut ñu am responsabilité bu toll nii politiciens yi di daw ak ñiy dawal seen ginnaaw seen doom yaa nga bitim réew
da nga xam doomi Sonko yow. non da nga ko mos a gis. da nga ko mos a gis mu sol t-shirt. da nga mos a gis benn doomi politicien bu sol t-shirt di yooxu ci mbedd mi non non ñun rek ñoo ci ne. est-ce que lan lañ ci gaje ñi leen fii du yooxoo Sonko lañ fi du yooxulee Macky Sall moom lañ fi du yooxulee Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade fan la jaar rek étudiant biir université dem fa njëmbaam bu topp ko fan la mujj ñun ñoo génnaat di jàkkaarloog moom di xeex ak moom. il faut que aussi Sénégalais yi am esprit de dépassement bi nga xam ne nii naxoon nga ma mais man bañ ma ko mën nax waaye kenn du ma nax ñaari yoon. ñi am suñu responsabilité toog suñu kër nekk galant comme ñoom ñi ba seen jabar ba seen doom kër ga dugg ci seen oto ut aussi seen garde corps dara du leen jege. ñun nag ñu ne fa ne ñoo fa war a xëccante buñ fa gaañoo luñ ci mën. boo fa dee ko ñu ñàkk. mais kan moo yor sa njaboot sa famille bi la yaakaaroon ci yow kan mooy dimbali léegi il faut aussi sénégalais yi vraiment étudiants yi ñi mën a xam ñoom ñooy kan ba pare soo ko mën a topp nit boo xamal sa bopp vraiment. doo mën a xam doo mën a xam oustaz liñ nemmeeku tamit démb ci gis naa yaram na gis nga ko. mbooloo mi dajaloo waat topp ko donte ni sax ñaawul ñun suñu yoon nekk ko ci mais constat lañ def gis. ak fi mbas mi toll est-ce que jàppoon nga ni dajaloo gi tamit bii kan dañuy mesure barrière yi dajaloo dañ koy tere ñu gis nga ni nit ñi étudiants yëpp génnaat fi nga xamante ni dañ fay sàkkoo xam-xam. ña fa nekk dañ leen a war a nawloo tey ñuy def image bi ni yow doom noo ko jàngatee. nga baarakallaahu Alaaji Omar tabaarakallaahu damay wax ni xam ko ci émission yu bëree bëri dama koy répété waat. mooy jamono ji di jamonoy politique jamonoy solution la. ñu bàyyi xel ni dañoo am benn situation bu ñuy dund mu metti lool ay weer ñoom sonn nañ lool lu ne lu ñu yaakaar danañ uti ko kon képp koo xam ne lii may def bu ma ko defee mën na indi lu yokk li ñuy daw da nga koy ji moom moytu seeti ko feebar nag faratale ci jullit waaye day toll foo xam ne bu situation bi critiqué ba mu nii rek day daal di wàcc ñëpp toog ñaanal ko si da koy gën xëy na moom ma demoo nit woote mbooloo tax ko woon a jug daa seeti woon mbokkam waaye cofeel nit ñi bu lay boo nekkee ba nekk kenn ci nit ñi waratoo def saa yu la neexee nga jóg da nga war a nekk royukaay ndax it yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu yàlla boole lum ñu njëkk a tere moo ko njëkk a ba lum ñu njëkk a digal moo ca njëkk bu daan wax ñàkku leen day ñàkku ba pare door a ne ñàkk leen bu doon wax noppi leen doo ko ne noppil nu mu mës a digle rek da caa njëkk kon jamono ji daal man maa ngi tàllal loxo état ñoo xam ne jamono ji du jamonoy politique jamonoy solution la muy mbas mi jóge fi rek. soxna Ngoné li nga gis démb université. waaw loolu noonu il faut ñu xam comme oustaz li mu wax nii sànq fu mu toll nii booloo bi la ñu war a wàññi. ñu xaar ba mbas mi jóge fi parce que ñun ñi ñëpp bëgg nañ mbas bi jóge fi du Babacar kese moo ko bëgg dafa bëgg lu yomb rek mais ñun ñi ñëpp bëgg nañ mu jóge fi ku nekk mën a nekk dox say activité nu nga ko bëggee ndax lii neexul kenn waaw man na su ma sañoon moom ñu xool bu baax lu ñuy def wàññi ko daal ñoom ñoo ñu jiite aussi ñu xool bu baax lu ñuy def ndax boo xamee ne yow mi soo demee nit ñi ci sa jëm bopp dañ lay topp jar na nga éviter ko nga toog pour ñoom ci jëmu bopp rassemblement bi mën a wàññeeku. nekk na aussi tamit loo xam dañ ko nemmeeku woon démb tax na dem ci tour de table ku si nekk joxe sa point de vue lépp nag il est libre ku nekk am nga sa droit joxe ni nga xalaatee ak ni nga gisee kenn nag am na droit aussi joxe ni mu xalaatee ni mu gisee ñun nag ni ñu gisee rek la ci waxee ci plateau bi nekkoon rek li nga xam te ni ay saytu la woon ci li nga xam te mooy actualité jëmale tey jii ci li nga xam te mooy wàllu li ëtt yéenekaay yi yëgle ñu dem seetaan benn clip laataa ñuy dalal ki nga xam ne mooy suñu invité après aussi dem ñu jël soxna Ngoné ñu waxtaan ci li nga xam te ni mooy rubrique bu am solo boobu mooy naataaloon nañ seetaan clip bi ba pare soo koy ñëwaat ci plateau bi. jamaata wujudan haybatan wa jalala wa absartu min za bahjatan wa jamala jamaluka unsun haybatun wa mahabbatuna wa anta atamul mursalina kamala wa kulluhum hadha al-makarim wal ula wa ma ka imamil hashimi qisala Allah
Omar ci clip boobu noonu tey nag àjjuma moom xaw ñuy rek di ko xaw a waaw yi ko sax di ko bëggee comme ni ma ko annoncé woon ci suñuy début de propos docteur ñëw na dañ ko wàcc le temps muy nuyu rek ñu soogee dem ci xam ne mooy Soxna Ngoné docteur Massa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Merci beaucoup maa ngi nuyu yéen ñëpp ñu toog ci plateau bi di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre ci Mbour TV di leen souhaiter bon vendredi ñu julli ko ci jàmm ak salaam merci beaucoup. merci beaucoup docteur xam naa nag sa temps sax moto bi mayu la ko mais nag si sa disponibilité ñu ngi la ci remercier bu baax a baax xam naa ni le temps ñi ñëwaat ci yow tuuti rek ñu dem si Soxna Ngoné ak li nga xam ne nii mooy sa santé biologique. waaw tey lan nga ñu indil tey. waaw tey nag ci santé biologique ñu ngi indi li nga xamante ne mooy moringa mu nekk ñu koy wax fii si wolof nebedaay. waaw tey loolu la ñu war a waxtaan. loolu la ñu war a waxtaanee. waaw moom mu nekk li nga xamante ne originaire am mi ngi nekk Inde mu nekk li nga xamante ne riche na en sels minéraux ba pare moom li mu boole sax ci calcium am na li nga xam ne mooy calcium potassium aussi am na fer ak magnésium moom la li nga xamante ne mooy moringa boole waaye am na li nga xamante ne mooy vitamine A ak vitamine C E B12 ak li nga xamante ne mooy B6 mu nekk benn kii bi nga xamante ne baax na torop mu ngi faj lu toll ci 300 maladies moom mën na ko faj dafa nekk garab goo xamante ne yaatu goo xamante ne mënuñu sax lim li nga xamante ne moom mën na ko def lépp mais dañ ci comp tuuti rek moom anti-cancérigène la baax na torop li nga xamante ne mooy feebaru yax moom aussi baax na ci torop comme ni ma la waxee woon sànq am na fer ak li nga xamante ne mooy cuivre moom dafay yokk li nga xamante ne mooy kàttan moom mi nga xamante ne mooy nebedaay soo ko dee utiliser mais am na li nga xamante ne mooy calcium comme ni ma ko waxee woon sànq maanaam boo jëlee li nga xamante ne mooy xobu nebedaay lu toll ci benn ngëb moom soo ko utiliser dafa mel ni da nga utiliser lu toll ci benn kaasu meew comme booy utiliser li nga xamante ne mooy nebedaay protéine bi moom aussi am na ci baax na trop ci ñi nga xamante ne mooy sportif yi boo dee utiliser li nga xamante ne mooy moringa potassium bi aussi baax na ci li nga xamante ne mooy ñi am hypertension tension artérielle moom da koy réduire bu baax a baax mais aussi ñi nga xam ne dañu am diabète mën nañ koy utiliser te bari na fi sax ñoom dañ koy utiliser mais tey jii mën nga jël li nga xamante ne mooy bant bi mooy bant comme boo daggee li nga xamante ne mooy nebedaay bi bant car boobu noonu xam nga boo ko xëccee feuilles yi dañuy dañ léegi bant boobu noonu mën nga ko raxas nga xooj ko ci ndox boo ko xoojee ci ndox nga di ko utiliser di ko naan léegi soo demee ba nga xamante ne bant bi dem na ba wàcc mooy bu demee ba lax ba dugg ci biir ndox mi léegi da nga koy dindi nga changer ko nga utaat beneen bant loolu soo ko dee def noonu dina wàññi li nga xamante ne mooy sukkaru bi nekk ci pour ñi nga xam ne dañu jabet loolu waa baax na ci ñoom mais aussi ñi nga xam dañu am li nga xam ne mooy rhumatisme mën nañu jël li nga xam ne mooy xas bi walla reen bi ñu baxal ko di ko naan loolu aussi baax na ci mais aussi mi nga xam ne mooy poudre bi xam nga moom nebedaay am na ñoo xam ne dañ koy jël poudre bi comme bu dee sama maam day jël li nga xam ne mooy poudre bi buy lekk ceeb wala dara mu tibb ci def ko ci kii bi di ko utiliser loolu aussi baax na trop ndax soo ko dee def dina xeex li nga xamante ne mooy coono maanaam moom mi nga xam ne mooy nebedaay baax na trop ci li nga xamante ne mooy fatiguement te dina la aider trop ci li nga xamante ne mu wàññi li nga xam ne mooy la pression artérielle te dina stimuler li nga xam ne mooy système immunitaire et améliorer la digestion pour nga mën digérer waaw léegi aussi moom tamit baax na trop ci li nga xamante ne mooy dina protéger li nga xam ne mooy foie boo ko dee utiliser bu baax a baax moom mi nga xamante ne aussi mooy moringa mën nañu jël li nga xam ne mooy doom bi mooy comme ça boo jëlee kii bi am na ay doom yu nekk ci biir boo am na kii bi te mu def ni te mu gudd soo ko ubbee am na ay doom yu ci nekk mais doom yooyu tey su voilà waa doom bi nii boo ko xoolee am na bu weex bu ci nekk léegi tey bu weex boobu noonu tey ñi nga xamante ne dañu jabet mën nañ koy utiliser mais ni ñu koy utiliser tey da ngay jël 3 doom mooy boo jëlee grain boo ko xoolee 3 doom yu weex yi voilà bii nii tey 3 doom yu weex yooyu soo ko jëlee par jour
moom ngay jël ñett yooyu lekk ko nga yëy ko par jour soo ko dee def pendant 7 jours soo ko dee def loolu aussi dina diminuer li nga xamante ne mooy suukar bi nekk ci sa yaram mais nag bu ko romb parce que am na ñoo xamante ne bu ñu utiliser benn affaire ñoom dañ ciy xër bu ñu déggee ne baax na sax ñoom dañ ciy xër di ko utiliser lu baree bari mais yow 3 yooyu rek ngay utiliser pendant 7 jours soo ko defee day toll ci 21 doom yaakaar naa noonu lay toll. amul effet secondaire wala. moom waaw parce que bu ëppee moom baaxul comme doom boobu noonu soo ko dee doo ko dee yeey. voilà mais aussi tamit pour ñi nga xamante ne dañuy bëgg nelaw am insomnie ñooñu mën nañ def bu ñu reeree ba pare jël kaasu comme boo jëlee xob bi boo ko baxalee lu toll ci kaas nga jël ko di ko naan loolu aussi mën na la aider trop pour nga mën nelaw. am na solo docteur am nga loo ci dolli wala. vraiment présentation bi am na solo trop. ci nebedaay boobu. kii mooy docteur moo tax kenn jëndatu ordonnance su 50 000 ci côté boobu laa bëgg a waxee surtout. parce que wax na tension wax diabète. te ñaari feebar yooyu dañoo nekk des maladies chroniques yoo xamante ne dafa ay ci doomu aadama c'est-à-dire que du tëb rek tëral doomu aadama du tëb rek faat doomu aadama mais day yàq ay organam li ñu tuddee les organes nobles lay yàq lu mel ni rognon lu mel ni xol lu mel ni cerveau mooy AVC yu bari yi ngay gis mort subite yu bari yi ngay gis dialyse yu bari yi ngay gis loolu yëpp booy xool li koy wundu mooy tension ak diabète ba tax na nit ki même buy jël garab yi man conseil bi ma koy jox mooy na respecter ay rendez-vous hôpital di dem di gis médecin bi nga xamante ne moom moo mën a évaluer le taux de sucre bi nekk ci biir yaramam pour mu bañ a yegg ci complication yooyu parce que complication yooyu bu ci yeggee rek jeex na kenn mënu ko faj complication yi loo xamante ne dañuy tenir nit ki rek en vie mais kenn mënu ko faj c'est-à-dire que ne boo moytul mooy lor nit ki après nekk loo xam ne dañ koy faj mu wër comme li ci mel ni problème cardiaque yooyu lu ci mel ni ay AVC lu ci mel ni insuffisance cardiaque lu ci mel ni sax télé c'est-à-dire ci góor ñi donc ak ay problème mu bët donc mooy feebar yi nga xamante ne li ñu tuddee les organes nobles yi ëpp solo ci nit fa la ñuy attaqué ba pare sont des maladies sournois yi nga xamante ne ci suuf la ñuy liggéey c'est-à-dire duñ fësal seen liggéey tant que gañe wuñ la duñ fësal seen liggéey ci suuf la ñuy liggéey di yàq ba gañe la soog la mën a daane donc garab yi am na solo trop parce que fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi te li tax yàlla indil ñu ko mooy njëriñ bi c'est-à-dire que ne même médecins yi dañ cee war di gëstu pour xool njëriñ bi pour mun faciliter tâche bi population bi lu ci mel ni Kénkiliba def nañ ci ay études yu yaatu yoo xamante ne que ne gis nañ que ne day wàcce tension mais nag nekkul dañ koy jël toog sa kër ne non sama tension mu ngi wàcc wala da ngay jël nebedaay bi toog sa kër ne sama suukar ak sama tension mu ngi wàcc da nga war di dem hôpital ñu lay nemmeeku di xool fu mu toll boo ko mënee associé garab yi mu doonati li gën parce que objectif principal bi mooy bañ a am ay complications. suukar si wàcc normal tension bi wàcc normal. c'est ça l'objectif principal. donc bu ñu amee garab bu koy wàcce te mu yomb lool nga xamante ne boo génnee ci dëkk foo gis foo tourner gis ko nit ñi di ko utiliser baax na mais nag rendez-vous yi ñu leen di jox tous les 3 mois pour ñuy dem di gis médecin bi pour mu évaluer leen de grâce ñu ko respecté. modernité ak tradition. voilà donc kon Oustaz. ok barakallahu ni ñu koy waxee rek. ni ngay wax rek tey ñu mat a wax. li am xam-xamay wax. waaw noonu la ñàkk ñu nuyu baax docteur moom it tabarakallahu dalal ko ziar ko rafetlu xam-xam bi mu jotee génn te tàmbaleegul tabarakallahu wax Seyda amatina solo yàlla mu wax ci alquran fasalu ahla zikrin kuntum la taalamun bu déglu jotee rek da ngeen déglu ñi xam ñi xamul noppi ñi xam wax bu ko defee day daal di yomb bu ko defee Seyda am na solo nebedaay kii bari na mag ñu daan reere mbuum ndekkee mbuum nga yaakaar dañoo ñàkk mooy fekk njëriñ ga ca biir a tax bu génnee ci àll bi dañuy bu ñu ci reeree guddi gi dañuy denc ñeex mi bu ñu xëyee dañuy tàngalaat ñeex mi rek xëcc ci cere ji door a dem tool ya moo tax daanañu dund téeméeri at bu yàggul bi ñu defee gëstu ñun ci daara ji ay at yu passé diabète amul woon tension amul woon télé amul woon mag ñi dañ daan am 80 ans di juri doom dañ daan am 80 ans buñ la waaxoo pour nga dab leen yow mi ndaw day daal di jafe ndax dund gu baax daanañu teel a ndékki teel a añ teel a reer teel a tëdd tey daal ñu lekk pat yi nga xam ne ñun moom la ñuy utiliser te fonkoon nañ faju ñun nag bañ li ñu dal mooy bëgg nañu lu neex
te bëgguñoo faju te mën nañoo ne garaawul ba mu xëy ni critique ñun moom hôpital ba lañ faa dem rek ñaareel jaaxle lañ ba sonn lool yàlla nag yonent bi moo wax ni ku feebar demal faju ji faju sunna la yàlla feebar bu mu wàcce rek wàcce na jàngoroom wàcce na lu koy saafara ba mu des dee amaana gëstu baay sori rek waaye lu yàlla wàcce rek wàcce na saafara bi lii nag amati na solo ñaareel kër goo dugg rek garabu nebedaay sax na fa li nga doon wax tóortóor bi la tóortóor bi moom mooy do grain boobu nga doon wax njëriñ bi ci ne kenn xamul lu mu toll man mii léeg-léeg daara ja nit ñëw ci wàll nangam nebedaay gii rek lañ koy wax tabaarakallaahu mu mbuum ko même mbas bu ma saana tàbbi ci réew mag ñi daa lañ fexe nebedaay bi ñu ci daan lekk lu baree bari kon yal na yàlla barkeel li nga génne am na solo. macha allah Babacar. waaw am mbégte kontaan rek di dalal docteur di kontaan naat ci ngoone comme ni mu koy faral di waxee rek day ñëw moom jënd yenn ordonnance yi parce que tamit yu ci bëri comme ni ko docteur waxee aussi di dem hôpital am na solo trop waaye am na tamit yenn circonstances yi nga xam ne ni garab yu jege nañu donc di leen utiliser tamit dina am côté yu xam ne dina ci positif ndax tamit ab aadala gi nga xam ne tamit mag ñi ba nañ ko fi ak moo am njëriñam j'espère que du pour rien rek moo tax garab yi sax ci sunuy bët ñuy xëy di ko mën di utiliser saa su ne j'espère que yàlla moom lu mu ñuy boolee rek lu ne am na avantage bi nga xam ne nii que ça soit mu caché wala nit ñi xam ko aussi am na bu ci nekk donc ñu koy gërëm vraiment ngoone di ko ñaax rek mu gën a mën a accélérer waat waaw parce que tamit desaat na garab yu bëri. waaw c'est bien ngoone ñu ngi lay remercier. waaw comme docteur li mu wax nii sànq nii dafa am solo. parce que tamit nit ki munoo ne da ngay gis ay kii rek jël di ko balaa ngay utiliser dara comme ni ma ko yàgg di waxee depuis mbaaw nit ki da ngay xel di dem hôpital parce que ñun ñiy toog fi sax dañuy dem hôpital il faut nga dem hôpital ba xam fi nga féete ba pare ngay doog a mën a jël yenn yi di ko utiliser mais li nga xamante ne mooy nebedaay ñun même biñ nekkee xale yàgg nañ koy utiliser di lekk ay mbuum ak moom waaw te duñu xam lan la parce que man bu njëkk ba dama yaakaaroon ne lekk bu ñu war a lekk la rek noonu waaw bu neex la bu ñu war a lekk rek mais sant yàlla daal. di remercier docteur. Oustaz xam naa ne moom nee na dafa. waaw maa ngi war a daw daara ja maa ngi am ay dëj maa ngi ay kaamil bu ma war a jàng léegi 10h te 10h06 jot na kër Sem Lem Ndiaye. kon baax na kon xam naa dama bëggoon a fekkee waxtaan bi ak. waaw wallaahi akamaa yéene xaar ko wallaahi 9h noonu kaamil ba. docteur dama koy siif rek tabaarakallah du bari. li ma bëggoon rek xam naa ni je pense que ni ak jamono ji amoon na actualité bu fi amoon. di nga xam te ni wax jooju sax bëgguma woon ci dugg. mais bii que ni tamit circonstance da koo laaj. ma laaj la ci yow nan nga ko gisee parce que tamit wax joo xam te ni la Oustaz yi daa mel ni yéen lañ interprète directement pour ngeen gën di mën ñu ci leeral ci li nga xam ne waxtu mu wax Moustapha Diakhaté lu mu wax. loolu nag. bala maa wax it wax li may xam li may wax it. kon xaw ma lu mu wax déedéet xaw ma lu mu wax de. dafa wax joo xam ne daal jëmale ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam ba sax ñu bëri doonte sax génn na sax di ci baaluwaat àq. mais Oustaz yu bëri génn nañu aussi di ko ñaawlu parce que bu ne yonent bi ndeyam ak baayam. gënuñu suñu ndey ak suñu baay maa ngi tudd sax ci wax ji ma ko waxee mais noonu la ko waxee maanaam. mu nekk nag wax joo xamante ne nii jur na coow. léegi nag ñu bëggoon rek nga leeral ñu ci tuuti. tabarakallahu jarul xam nga sallallahu alayhi wa sallam moom du jug ci ay noon ñi ko noonu woon démb ba tey seeni sete ngi fi boolewu moo ko nag moom ci ay noonam xëy na it juum ci wax day am doomu aadama matul yàlla rek moo mat waaye na yëg ni tooñuñu waruñoo baalu kàddu gi la war a baalu rek mais kam waru baalu mooy yàlla moo wax ci alquran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullahu yàlla amul doom juñ ko naxal te ku bëgg ci cere yi jaboot naxal ko doom ji yàlla amul doom juñ ko naxal yàlla kenn la am ne moo gannaaw moom kooku la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu dee aminatu lay wax aminatu bi jur yonantu bi ak abdullahi bi ko jur ñooñu nag damay wax ni tabarakallahu nekkuñu n'importe qui waaw ndax Seyda Maam Jaara Buso rek mi jur Sëriñ Bamba ak Fawade Wele mi jur Cheikhul Hadji Malick duñ n'importe jigéen tey ku taxawoon fii rek ne sama yaay gën Maam Jaara amaana bakken dina tëdd ku taxawoon fii ne sama yaay gën Fawade Wele bi jur Cheikhul Hadji Malick amaana bakken dina tëdd Aminatu bintu wax bi muy wax bu fekkee dafa yaakaar ñu du jullit gëstuwul Aminatu bi mu faatoo yonent bi mi ngi am 6 ans wa ama arbaatin aw sittati halakat ummu nabii la Cheikhul Hadji Malick bind ci xilaafu zahab yonent bi ko yàlla yónnee ne ko laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku ko waxul amoo place aljana yonent bi daana yàlla sama yaay bi muy faatuwul ci jullit nan ngay def sama yaay mu ne ko may naa la ci loo xam ne kenn mësu ko am demal fëgg sa bàmmeelu yaay mu wax nga wax ko baatu seede yi mu tudd baatu seede yi te du dekki
yonent bi am na lii ci yàlla. Abdullahi bi muy faatu booba yonent bi mi ngi nekk leer ci biiru yaayam 2 mois. Aminatu bi mu ëmbee yonent bi ba am 2 mois la Abdullahi faatu kon xanaa jirim la mu juddu am ñeenti at juróom-benni at yaayam faatu mu am juróom-ñetti at maamam faatu ama samaani wa faatul jaddi zahanamin wa qaasimin wa am sarwaana zul karimi. Aminatu bi muy wax nañu arrière kan mooy Aminatu bintu Wahb ibn Abdul Manaf bintu Zuhrata ummul Mustafa al alami. Aminatu yàlla moo tànnal yonent bi ndey ki war a gën ñëpp du jigéen ju nekk du n'importe qui moo ko war a jur do xanaa moo Alaaji Omar Ndiaye wàllu yaa ngi ndey la ñuy wër du jigéen ju la neex yaay jur ku baax dafa am loo xam ne yàlla da koy jaay da ngay volonté wu pour jënd ko yàlla may la chance bi muy Aminatu bi jur yonent bi bokkut ak kenn ndey ak baay. Abdullahi mi jur yonent bi bokkut ak kenn ndey ak baay yonent bi bokkut ak kenn ndey ak baay yonent bi bete bete la yaayam bete bete la baayam bete bete la. si yont yàlla aadama bi leer gi départ ci aadama escale na ci yont yàlla siisa escalaat na ci yont yàlla idrissa yont yàlla nuuhin escale na ci yont yàlla ibrahim escale na ci yont yàlla ismaila escale na ci adnaan ba ci abdullahi lay wax ne amina gënuñu ndeyam ak bàyyam abdullahi abdul muttalib moo ko jur abdul muttalib fukki doom la am ñëpp bokk ndey ak baay abdullahi bàyyi la bokk ak ñoom zubayr la xaaris xijri diraar muqawwi la abbas abdu manaaf abdullahi abdu kaaba abu lahab ju fukki doom yi li tax nag histoire bi dafa gudd te docteur amul jot am na lu ñuy xaar dafa yéex a am doom mu ne yàlla ba ma mayee fukki doom danaa rey kenn ki jaamoo la ko muy bàyyi yonent bi ki jur baayam yàlla may ko fukki doom caat loo bàyyi yonent bi te caat mi la digoon yàlla te bu Abdullahi faatoo yonent bi du juddu te bu yonent bi judduwul kenn du dem aljana nay leer 123 000 prophètes yi ñëwoon yëpp yonent bi lañ doon xàllal ba ci Isa ibn Maryam Jésus Christ ñu ndokkeel suñu mbokk catholique yi ci karam bi yal na yàlla nangu seen woor gi yonent yàlla Isa bi mujj wax na ni du man yaati mi baadi ismu Ahmad am na ku ñëw sama ginnaaw Muhammad lay tudd Abdullahi moomu la ñu waroon a rey jàngee ko fukki giléem téeméeri giléem moom la sa maam Cheikh Hadj Malick innil qidaaw ala mahbubikum harajat zido fa zido wa zido duna ma shami Abdullahi bi muy am 21 ans Makka moo fa dàq bàyyi nabi booba nabi juddoogul booba leeru yonent bi mi ngi frappé ci Abdullahi te yonent bi juddoogul am na jigéen ju ko jox téeméeri giléem ne ko kaa ñu dugg ci néeg bi benn 1 heure de temps maak yow rek Abdullahi bañ Abdullahi moo judd ba takk soxna ba faatu mësta mooy yàlla Aminatu dund ba jur yonent bi ba faatu mësta mooy yàlla bu defee yonent bi mu gën ñëpp yaay yonent bi du n'importe qui bàyyi yonent bi du n'importe qui fi may daan la mooy ku toogati ci télévision mbaa ngay wax na nga fexe xam li ngay wax buñ la dugalee ci situation boo maîtriser wul amal ful lay na foofu xawma ko waaye am na fan boo fa duggee rek li ngay indi mooy réccu te amaana dangaa ami doom te ami mbokk am famille da ngay sóoraale say njaboot koo xam ne tey am nga doom am soxna ami njaboot am ay mbokk ku la xas laal sa doom ku la xas laal say famille da ngay moytu yenn erreur yoo xam ne ci wàllu communication lay jógee wax nag dafa danger waaye kon ko am na wàccu ne maa ngi jéggalu yàlla lay jéggalu tooñuñu yonent bi liñ ko wax moo gën a garaaw moom li wax yonent bi 23 ans màkk yëpp ci xat-xat la ka nekk 10 ans la jot am tuuti rek kii Medina te coono la ci dund waaye biir màkk dégg na njibarkat nga dégg na buxaaba nga dégg na dof bi dégg nga jirim bi dégg na ko ay gaaf bi dégg nañ ko yaaray sa yaay dégg na yaaray sa baay ba àddunay tukki Omar ku baax ku ne saa yoo xëyee déglul waxi noonu waaye nañ koy kon ko baalu nay baaluñu yàlla lay baalu waayu yàlla la laal te Omar danger bi ci réew mi mooy waxante lu ñaaw bi ci internet bi ak it xas gor ak waxal nit loo xamalul dara yal na yàlla wàññiwaat ko yal na yàlla dëppaat ko nit matul xëy na daa juumaat waaye kon ko wàcc na ba ne mi ngi jéggalu ñun yoru ñum jéggal yàlla moo yor jéggal yal na yàlla jéggal ko waaye loolu daal waroon naa gën a yaatu waaye ku ne xam ne àjjuma dafa xat tabaarakallaahu yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla aar waaw tabaarakallaahu xam naa ngoon dinaa ñëw incha allah sax bu ñu woon sax doon waxtaan nañ ci lu bari wuñ sax wax ci mais tamit comme que actualité la te dafa laal lu ko xam dafa sensible leeral rek lañ ci soxla leeral c'est-à-dire ñi nga xam ne xamuñu ñu leeral parce que ñu bëri waajuru yonent bi peut-être de ñu bëri xamuñu dëgg-dëgg yàlla def ko toll yonent bi je pense que ni bu koy wàccee ci kaw suuf dina ko tànnal ay waajur yaayam bi mu faatoo yonent bi fëgg na bàmmeelu yaayam dekkil ko yaayam wax laa ilaaha illallah mu fëgg bàmmeelu baayam dekkil ko baayam wax laa ilaaha illallah ñu door a tëddaal Babacar amuloo ci dolli xëy na daa jàpp ni li tax moo ko xëy na daa jàpp ni yaay yonent bi faatuwul ci jullit bàyyi yonent bi faatuwul ci jullit loolu doo nga koy indi waaye doon nañu jullit Omar tarixa sax dañ koy dabaatal nit ci bàmmeel kon jeex na
kon nag jeex na ñoo ci la nga tàggatoo rek xam naa bu vendredi bii di ñëwaat. day gën a yaatu docteur maa ngi jéggalu nag maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax El Hadj Omar yan yàlla dolli sutura xam naa dinaa ñëwaat 15h émission Majalis dinaa waxtaane tey Mouhamadou Lamine Sem Ndiaye daayiratu Moustarchidine lay àndal tabarakallahu ngoon gi nag Awa Alwalid man la invité ci tàkkusaan gi ñu war a waxtaan la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam date de naissance bi lieu de naissance Makka ba Médina 23 ans mission bi yëpp te dinaa ko leeral ci télévision bi incha allah ba ngoon ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yàlla na fi covid jóge te ñu ñàkku ji ma ne pare naa docteur foo xamee fu ñuy ñàkk woo ma damay ñàkku ji jërëjëf Oustaz Ismaïla Seck nga bañ rek clip le temps ñuy waxtaan ak ki nga xam te ne nii mooy docteur bëggoon na sax docteur indaale woon na ñàkk la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. yow mi di dundal faydu baaru leen ma way baay Sénégal ba Makka ñëpp a ngi Allah ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lëndëm ci kaw lëndëm taru soo xaw naa ñooy dee ci neen yaa ñu xaddan yaa ñu xadder Sidi Barhama soo ko xamul na koy jaamoo jéemal a gëstu nim la taamoo xajul ci asamaan xajul ci kaw suuf sa melo moo ko rango foo mën a nekk moom nga sango moo ngi ci yow xanaa nandoo moo sàkk aadama ci melo rahmaan nga xam ko te jàngoo amal ko ci leeram mi dox si jëmmi yonen muhammadu rasulillahi di yonen ndooleen te feeñ na ci seexu tijaan junjun na faydu bu yàgg ci baay ñas la ilaha illallah 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 lëndëm ci kaw lëndëm taru soo xaw naa ñooy dee ci neen yaa ñu xad merci Omar ci clip boobu naa tey moom àjjuma la day relaxé rek Babacar mën nañ dem directement ci waxtaan bi bàyyi la ak invité bi fa waaw docteur ginnaaw bu ñu la masawoo coono ci tamit xat-xat yeeg ak tolluwaay gu métti gi xam naa temps moom activités yi bëri na di la gërëm aussi ci tamit opportunité bi ñu may ñi mën a jàkkaarloo ak yow wala ñuy bëri ci la ñu lënt ci lu bëri ci mbir mi ñu mën koo xam depuis première vague ba nag doo dañ gisee ak yow deuxième vague bi ba tey ñoo ngi soog a am chance su jàkkaarloo ak yow waaye tamit lan moo tax d'abord deuxième vague mel ni première vague ba dafa jeexoon nit ñu bëri dañuy wax ne kat mosuñoo enregistré 0 cas kon lan moo tax deuxième vague bi dafa am changement ci virus bi wala dafa am changement ci comportement bi ba tax deuxième vague bi juddu. waaw mais merci beaucoup Babacar ñu leen di jaajëfal ci occasion bi ngeen ñu may. xëccal micro bu occasion bi ngeen ñu may pour ñu mën a exprimer wu maanaam waxtaan ak population bi gën leen ñaax ci wàllu mbas mi deuxième vague bi du dara lu dul que ne même bu ñu demul woon 0 cas. gisoon nañ que ne cas yi wàññeeku woon nañ lool malgré test yu bari yi ñu doon def donc boobaa gisoon nañ infection bi wàññeeku woon na benn période boo xamante ne booy xool courbe bi yeggul woon 0 mais li ko tere woon yegg 0 tuuti la woon donc foofu ñëpp yaakaaroon nañ que ne mbas mi jeex na
ba moom moo waraloon presque ku nekk di def lu ko neex ba fàtte sax mbas mi muy à tous les niveaux nag à tous les niveaux ku nekk doon finalement def lu ko neex mu dem sax ba mu am benn relâchement au niveau même des hôpitaux parce que aussi tolloon na foo xamante ne médecins yeeg ñëpp sonnoon nañ ba pare cas yi bareetul woon donc loolu indi woon na relâchement bu rëy rëy ñu xëy rek gis cas yi aussi di grimper waat di yokku de façon exponentielle c'est-à-dire que ne bés bu yàlla sàkk nga gis que ne on a plus de cas donc loolu moom moo waral ñu ne deuxième vague loolu moom moo waral deuxième vague bi par rapport ak nag changement virus bi nga wax noonu que ne c'était prévisible ku xam virus xam ne que ne lu muy gën di yàgg muy gën a bëri li ñu tuddee mutation changement parce que day bëgg a adapté wu ci environnement bi mu nekk pour mën a dund loolu kese la c'est-à-dire que ne day def le maximum pour adapté wu ci environnement bi mu nekk pour mën a dund parce que bu ñëwee rek dañuy teg ay obstacles pour mën ko fee jëlee moom tamit yàlla may na ko loolu que ne dina changer def looluy mutation yi mooy variantes yi ñuy dégg Afrique du Sud Angleterre ak yeneen pays yi que ne gars yi gis nañ que ne variantes yi sax niñ ko nit ñi yaakaar ëpp na foofu fuuf dem na ba ci ay centaines de variantes yoo xamante ne constaté nañ ko ci biir mbas mi fi mu toll nii te loolu quand même c'était prévisible connaissant vraiment le mode de survie des virus. xam naa li ñu am ci waxtu bëriwut il faut ñu wax aussi ci diwaanu Mbour gi ñu nekk. ak tamit taxawaay ngeen fi am mbas mi de temps yi moom bëri na fi lool ci seen côté yéen ñi ci nekk gérer ko lan ngeen ñi ci mën a indi comme leer la ci tolluwaay gi jéego yi nga xamante tamit yéen a ngi koy def ci côté taxawu askan yi nga xamante tamit ñoom ñoo am feebar gi. non quand même mbas mi gis nañ que ne bëri na ci département Mbour bi lool. bu ñu demee ba gën a sori sax mën nañ ne région de Thiès. bu ñuy xool entre Dakar Thiès fa la cas yi ëpp nekk. boo jëlee xaaj ko téeméeri xaaj booy xool lu ëpp juróom ñett fukk yi ci diggante ñaari région yooyu lañ nekk. donc booy xool donc ñaari région yooyu ñoo dominé léegi li ko waral nag c'est simple parce que booy xool économie Sénégal boo koy xool presque ci ñaari région yooyu la ëppee doole c'est-à-dire que ne ñooy région yi gën a peuplé du rek mën na ñàkk a nekk région yi gën a ngan mais mooy région yi gën a peuplé mooy région yi ëpp activité mooy région yi gën a peuplé nekk région yi ëpp activité donc loolu rek mën na tax mu ëppee fi léegi beneen mbir mi mooy que ne dañoo gis aussi relâchement boo xamante ne vraiment sur à tous les niveaux nit ñi respecté tuñ masque yi deuxièmement xew yi nga xamante ne mooy dajale nit ñi nga xam ne moom mooy permettre chaîne de transmission bi continuer dañoo gis que ne xew yooyu ba tey jii ba suba nit ñi ñu ngi koy organiser nu mu leen neexee nag quand même donc loolu moom mooy problème bu rëy fii nii au niveau du département de Mbour. docteur man su laaj bi ma lay laaj mooy bu ci nemmeekoo ci li nga xam ne ni mooy ci première vague bi comme ni ñu ko souligné sànq doonte que ni ngeen xel a ngi laaj lën ba sax ana première vague deuxième vague parce que gisu ci phase de transition bi. même si ça c'est pas visible à 100% doonte ni existé woon na parce que courbe bi wàccul ba zéro. mais dañu nemmeeku ni ngeen taxawee woon ci première vague bi maanaam prise en charge bi ci ñi nga xam ne ñëpp ay personnes contact la ñu woon dañ leen daan jël dajale leen ci benn bërëb ci deuxième vague bi ñu nemmeeku am na ñu bëri seen kër yi lañ daan toog di xool mooy ñi nga xam ne ñoo am contact avec lii bi est-ce que tey nekkul jàppul loolu moo tax ba affaire bi gën a propulsé wu ba ëpp leen doole tey ji. non man du ma ne loolu la parce que y a une évolution te dès le début aussi artu woon nañ population bi je pense que ne sunu professeur Seydi waxoon na ci lu gudd ne woon na que ne ce qui se passe dans les pays européens maanaam li am réewu tugal mën na fi yegg si maanaam bu fekkee fagaruwuñ respecter ces mesures barrières maanaam ñàkk suñu bopp la xew ci réewu tugal mën na xew fii nii ci Sénégal lan moo fa xew mooy que ne gis nañ que ne au début fii nii amoon nañ stratégie boo xamante ne presque amul woon ci benn dëkk stratégie bu leer nañ boo xamante ne tey jii nii
bu fekkee man am contaminé nañ ma ñëw fii ci plateau bi le lendemain yéen ñi nekk ci plateau bi yëpp dinañ leen jël si mettre leen en quarantaine pendant mettre leen en quatorzaine suivre leen defal leen ay prélèvement pour xool ndax am ngeen doomu jàngoro bi bu ngeen ko amul bu 14 jours yi jeexee ñu bàyyi leen ngeen dellu seeni activité mais dem nañ ba gis que ne nombre d'infection bi toll na foo xamante ne waxuma la tester les personnes contacts mais même les cas positifs yi nga xamante ne moom la ñu am amatuñ fu ñu leen dugal c'est-à-dire que ne le rythme était tellement soutenu le rythme d'infection nit ñi ñu ngi doon wàllante de telle sorte que dem nañ ba sujet contact yi nekkatul woon priorité mais les personnes infectées symptomatiques ñi nga xam ne dañoo non seulement dañoo yor doomu jàngoro bi mais di présenter ay mandarga doomu jàngoro bi ñooñu finalement ñoom ñoo mujj nekk priorité tey jii may wax ak yow booy xool priorité bi sax nekkatul ñooñu mais ñi nga xamante ne sont des cas graves ñooy priorité. donc lu ñuy gën di dem néew doon ñàkk jox wekk. ci nga xam te di am nañ ko maanaam mais te amuñu benn cas grave. waaw que tamit loolu du gën a indi transmission bi di gën a gaaw parce que ñooñu dañuy mettre toujours en contact avec des autres yi nga xam ne ni dara jotu leen. non mais c'est-à-dire que ne loolu buñ sañoon noonu lay demee. buñ sañoon noonu la ñuy continuer c'est-à-dire di jël cas contact yëpp di leen. dajale mais loolu moo mënatul nekk. amatu leen bërëb yi leen dugal. non même bu dul bërëb yi tey jii nii boo moytul Sénégal ñëpp sont des cas contacts fi mu toll nii. ñëpp presque fi mu toll nii presque sont des cas contacts. parce que ñaata cas communautaire lañ lay limal par jour. nit ñooñu fan la ñuy jaar par jour. donc dem na ba par exemple fil de conduite bi nga xamante ne maîtriser woon nañ ko téye woon nañ ko dañ ko perte. li tax ñu perte ko mooy infection bi nga xamante ne transmission bi nga xamante ne dafa presque wër. parce que en un moment donné da nga doon xam ne kii infecté wu fii la jaar ak fii nga topp ko mais tey jii nii boo bëggee topp ñoo ñëpp je pense que ne doo liggéey amul leneen looy def lu dul loolu. kon ci communication bi si je comprends bien lii di cas contact yi. fil de conduite moom rëcc nañu. donc est-ce que jaruñu exclure ko ci li nga xamante ne nii mooy à chaque fois ci communiqué yi vu que ni on est tous maintenant des cas contact. waaw mais fil de contact boobu rëccuñu foofu la déjà boo gisee ñu ngi concentré wu ci cas grave yi mais aussi pour mën a dabu loolu moom mooy. Intérêt vaccin yi pour mën a dabu que ne fil boobu rëcc système bi waaw booy xool vaccin yi mën na koo dabu parce que mën na koo kar vaccin yi mën nañ koo kar buñ ci tegee nag boole ci di respecter surtout les mesures barrières parce que loolu jusqu'à présent gisuñu lu ko gën a efficace. gis nañ ba tey ba suba. gis nañ tamit li fi nga xam ne mooy ci diwaanu Mbour ak tamit niveau bu fi nekk j'espère que taxawu ak équipement dolleeku na ci naaw deuxième vague bi ak tamit ñi fi am état grave ban taxawu ngeen ci am ci seen côté ci diwaanu Mbour da ngeen leen di yóbbu Dakar ba tey wala am nañu chance ñi traité leen fi nga xam ne ni moom mooy ci bërëb bu fajukaay yu nekk Mbour. non ñu ci bëri léegi fi mu toll nii dañ leen di traité sur place. ok man nekkuma biir Mbour carrément nekkuma. biir commune Mbour bi maa ngi ci biir département bi mais nekkuma ci biir commune bi hôpitalu Thiadiaye laa nekk mais ñu ci bëri fi mu toll nii dañ leen di traiter sur place parce que comme ni ñu ko waxee instant bi réanimation yi nga xamante ne ñoom lañ jëloon pour ces cas graves là dans les mooy CTE yeeg yooyu fi mu toll nii saturé na doo am cas bàyyi ko muy def leneen yow avec les moyens du bord li nga xamante ne moom nga am tu vas essayer de faire avec pour nit kooku mën a sauver. donc à l'heure que je vous parle ñun on traite des cas. est-ce que équipement yi matee na fa pour ngeen ni parce que yéen tamit il faut aussi ngeen di protéger seen bopp. waaw non problème équipement moom amul. amatul waaw non man à mon niveau. amuñu problème équipement wax dëgg neex yàlla. docteur man li ma la bëggoon laaj mooy. est-ce que du manque de communication moo am par rapport ak première vague bi. loolu est-ce que indiwul li tax affaire yi gën a yokk ni nit ñi bàyyeeku. ben waaw loolu moom ça saute à l'œil nu parce que bu demee ba en un moment donné ñu gis que ne y avait beaucoup de festivités à tous les niveaux comme ni ma ko wax ci sama bi may door c'est-à-dire que ne gisoon nañ relâchement à tous les niveaux dem nañ ba ñi jiite mbas meeg ñëpp ñu leen di gis ci ay activités yoo xamante ne day dajale ay nit
te duñ respecter mesures barrières yi donc finalement loolu poussé na nit ñi peut-être ñu ñoom ñëpp ñu versé wu ci le non respect de ces gestes barrières loolu nag moom moo tax mu exploser mais rien n'est encore trop tard man foofu laay insister rien n'est encore trop tard na nit ñi respecter masque yi respecter raxasu bi bu ñu mënee ñu dandante ba nga xamante ne transmission bi dina gën a yeex gën a ralentiru léegi nag ñu wut yeneen yoo xamante ne dinañ ko ci greffer mooy prise en charge cas grave yi ñu gën ko ñoŋal ba pare ñu jéem a xool nan la ñuy def pour vaccin bi population bi yëpp jot ci. tey jii xam naa ne ba coowal mbas li commencé ba tey ku ci nekk ngi ciy wax nit ñi tamit am nañ ci jiixi jaaxa ci côté boobu yéen ñi nga xam ne yéen a yëngu ci wàllu faj ak lu ñu mel ban communication ngeen di dénk askan bi pour mën leen a au moins convaincre ba ñu mën a am wóolute gu day ni ba mu ñàkk ju jote ñu jëm mas ñàkku ji te dara bañ leen cee fekk. kóolute yi c'est-à-dire que ne foofu noonu man li ma ciy wax du bari trop lenn rek laay joxe comme firnde mooy tey jii nii ku yor nit sa kër bu demee ba tàmbalee loru sonn sa xel du la may fenn fu dul hôpital boo demee kenn rek nga ciy am yaakaar mooy docteur bi te danga ko koy jébbal dem toog ci biti di ko déglu lu mu la wax defal nga def di ñaan yàlla nag mu suturaal ko donc ñooñu tey jii nii buñ taxawee di wax ak population bi je pense que ne war nañ leen mën a déglu deuxièmement mooy que ne da ngay gis médecin bu wax gis koo xamante ne tey jii nii mu ngi ci internet bi que ne amul du décliner sax identité am c'est-à-dire du la ne man la diw di liggéey bërëb sàngam nangam ak nangam mooy sama métier yow xamoo ban métier la yor xamoo ingénieur agronome la xamoo mécanicien la xamoo journaliste la xamoo yaa ngi dégg mu wax ci mbas mi loo xamante ne luy yàq la maanaam ne la non vaccin yi baaxul gis naa ko def dee na nangam wala vaccin yi nii naa ne le wala mbas mi sax amul dem naa tijji naa ay kees fekkuma fa dara loolu yëpp gis nañ ko ci nent bi dem nañ tijji nañ ay kees yi ñu doon wane ci télé bi dem naa ba tijji ko mais gisuma fa nit ay kees yu vide la genre yu demee noonu donc yooyu man je pense que ne toll nañ niveau boo xamante ne ñun ci suñu jëmu bopp waratuñ ñoo mën a naxel loolu ci benn basé wu ci lenn rek mooy que ne ñi nga xamante ne yow am nga ci ñoom confiance ba tey sa doom bi nga jur wala sa papa bi nga xamante ne moom moo la meññ bu amee jafe-jafe da ngay dem jébbal ko docteur bi je pense que ne ñooñu noonu bu ñuy wax seen wax waroo ko jël di ko jëndee waxu koo xamante ne mosoo ko gis fenn. man côté boobu laay wax par rapport ak vaccin yi nag firnde yi dañ fi nekk. c'est-à-dire que ne vaccin yi sa doom day judd entre. fi muy juddoo ba fi muy amee at. lu mu néew dina jël juróom-ñeenti vaccin léegi juróom-ñeenti vaccin yooyu muy jël yoo xamoo fu mu jógee. que ne gouvernement bi moo koy jënd jaarale ko yoon bi mu war a jaar ay docteur saytu ko ba xam ne lii baax na pour population bi ñu jël ko di ko ñàkk seeni doom gis nañ que ne bañ koy ñàkk ba léegi tamit feebar yi nga xam ne moom moo taxoon jóg ñàkk yooyu tànk ginnaaw rek lañ amuñu tànk kanam ba ci feebar yooyu tey jii nii muy yow muy man muy ñeneen ak ñeneen presque gisatuñ ko fenn. man mii docteur sax pour ma dajeeg cas yooyu tey jii nii c'est très rare tey boo ci dajeeg benn cas dañ la naan nga notifier ko informer ministère ñu mën a saytu cas boobu lu tax mu exister fan la jóge c'est-à-dire wër koñ boobu wala dëkk boobu yëpp xool cas boobu exactement lan moo ko fa indi pour mën a koo ray foofu dootu fa génn donc cela veut dire que ne cas bu raar la bu raarul woon loolu mënul am donc ñàkk yooyu waratul mën a poser problème te ñi defar ñàkk yooyu ñoo defar ñàkk bii. tey jii ci ñàkk yi bu ñu ñëwee sànq rek Oustaz Ismaïla Sène mi ngi ko doon laaj sax. mi ngi la ko doon laaj tey est-ce que nekkul ni ñooñee ngay wax nekk ci réseaux sociaux yi dañ leen a jiitu maanaam ci askan wi ci wàllu communication est-ce que il fallait pas à ce que tamit avant ñàkk yi ñëw ci wàllu sensibilisation ñu gënoon a accentuer wu sur intérêt vaccin yi mais dañoo toog di xaar ba peut-être ñeneen ñi nga xam ne yàq rek tax a ju jiitu askan wi seen i nopp ba tax na gëmuñu li nga xam ne mooy vaccin yi. loolu mën na ne mais. man je pense que ce n'est pas une raison
ce n'est pas une raison parce que ñi ñuy wax que nañ dañoo yàq seen xel ay nit lañ ay nit njaay ñoo xamante ne ay kilifa lañ toog ak seeni njaboot man je pense que ne kooku war na mën a discerner wax ji yenu maanaa ak wax ju yenuwul maanaa ci lenn rek la ko war a mën a discerner mooy kan seetlu kay wax kan la fexeel ba xam kay wax kan la mën a identifier waaw kay wax mooy kan lu tax muy wax ñu ci bëri aussi ay docteur ñooy wax de non ñu ci bëri bu ñuy wax aussi dañuy am réserve par rapport ak parce que ñoom bu fekkee docteurs yi la aussi li ñuy wax dafa leer que ne mosumaa gis lii mosumaa gis leen te foofu c'est-à-dire que ne monde bi fi mu toll benn exemple bu ndaw rek laa lay jox tey jii nii boo arrièreoon ci ginnaaw tuuti bi ngay am 10 ans jàpp 15 ans yow ku la waxoon portable bu mel nii dina am est-ce que di nga ko gëm doo ko gëm 33 10 da nga doon gis ku ko yor waa koñ bi yëpp def mbaboor topp sa kaw ah tey jii nii portable bi ngay yor yow mën nga cee filmer def ci émission te doo ko soxla doo soxla caméra doo soxla dara def ci émission donc dafa am évolution boo xamante ne que ni kenn mënatu koo bañ sur le plan technique électronique côté bi dafa am ay évolution yu yéeme yoo xamante ne tey jii nii lépp lu ñu doon def ci benn fan lépp lu ñu doon def ci weer dañ koy def ci benn fan yaa ngi dégg beneen mbir mi mooy mbas mi toll na foo xamante ne dafa bloquer système bi de façon générale à tous les niveaux donc bailleurs yi ils ont intérêt à financer donc nekkatul benn labo mooy toog ci ruqam di wër financement di wër vaccin déedéet mais monde bi ci boppam moo ko financé te xaaruñ ci dara lu dul trouver vaccin. maanaam kon intérêt économique da cee am de telle sorte bu baax a baax a baax indi kon yenn communication défaut de communication yi. non fi mu bëgg a waxee sax intérêt économique bi mooy wax sax mooy que ne c'est-à-dire que ne financement bu am doole bi nga xamante ne moom la nit ñi def pour trouver vaccin bi. mais ci biir vaccin aussi dafa am différents types de vaccin. différents bien sûr léegi nag moo ma jaaxal pourquoi des fois ñii ni bii baaxul ñun Sénégal actuellement ni ban vaccin moo ñëw si ñun. Sénégal dafa am ci benn kuréel bu mu bokk. boo xam ne COVAX la tudd. nga xamante ne waaw nga xamante ne OMS moom moo ko boot. pour mu nekk réew yu bari yoo xamante ne dem na ba ci plus de 145 pays yoo xamante ne ñoom la OMS boot pour ñu mën a am vaccin bi parce que vaccin bi yombul donc ñooñu pays yooyu dañoo lëkkaloo ñu tudd COVAX léegi ñoom dañoo war a ànd boole seen doole pour seen population mën a ñàkku léegi ñoom fi mu toll nii ñàkk bi nga xamante ne moom lañ mettre sur pied actuellement AstraZeneca bi moo nekk bi nga xamante ne moom la waa Royaume-Uni defar ak je crois waa Chine yaa ngi gis léegi boobu noonu taux d'efficacité bi mu ngi ci 60 ba 82% te moom moo gën a neex aussi denc wàllum conservation bi c'est-à-dire denc ko foofu moom moo gën a yomb donc man je pense que ne différence su vaccin yi li ko waral rek mooy ñëpp ñoo ci sóoboondoo mais ci côté efficacité nee nañ moom moo jël 3e. waaw mën na jël 3e parce que am na yu gën a efficace lu ci mel ni BioNTech bi nee nañ moo gën a efficace moom efficacité am dem na ba 96%. Moderna bi aussi efficacité am dem na ba 94,1%. mais aussi foog nit ñi xam benn mbir mooy mbas mi réew yu mag yi la gën a laal. réew yu mag yooyu tey jii nii gis nañ fa la ñuy produire vaccin yi donc ñoom balaa ñu jaay kenn foog ñu vacciner seen waa dëkk ba pare. maanaam ñoom yu gën a baax la ñuy utiliser. non du question du gën a baax. du question yu gën a baax de. du question yu gën a baax la ñuy utiliser c'est-à-dire que ne ku ci nekk par rapport ak productivité ci lay dépendre njaayam ci lay dépendre. tey li olof njaay naan ndox du jéggi pax te feesul moom moo ci ne ñoom duñ defar 100 vaccin am 100 personnes seen dëkk ne non dañuy jaay 50 yi garder 50 yi duñ ko def. dañuy vacciner seen dëkk ba pare. mais aussi suñu ñëwee ci pays africains yi de mel je pense que ni amoon nañu benn période boo xam te ne aussi ñoo ngi doon def ay recherche ci wàllu vaccin. tey lan moo tax tamit ñun mënuñoo gëm ñun tamit ni war nañoo mën a produire benn vaccin boo xam ne dina adapté wu ak ñun
mais ba tey jii nii nit ñi ñu ngi ci def ay recherche mais xam nga. est-ce que am na financement bi aussi. voilà foofu laa doon jëm c'est-à-dire que ne tey jii nii bu ñuy def ay recherche tamit que ne financièrement que ne ça demande des moyens vraiment yoo xamante ne énorme quoi. te aussi benn mbir dafa am mooy que ne labo yi trouver vaccin yi ñoom déjà dañoo am benn voie boo xam ne c'est huilé c'est-à-dire du tey la ñuy soog a taxaw pour trouver vaccin trouver nañ vaccin trouver ti vaccin donc pour ñu mën a mettre ces dispositifs à leur niveau ba mu mën a trouver waat beneen vaccin lu gën a yomb lay doon par rapport ak pays africains yi mais daal je pense que ne mbas mi war na yee ñëpp rawatina ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy ay scientifique ñun la yàlla féetale côté boobu ñu jéem a def ay gëstu jéem a def ay avancées ci domaine boobu de telle sorte que dinañ mën a am benn autonomie. je pense que foofu war na mun a yomb bii que ni boo xoolee ci yenn pays ñu frontalier yëpp suñuy jàng si médecine fii lañ koy jàng seete suñuy professeur aussi ñooy dem ci Europe di jàngale donc je pense que ni yéen tamit boo leen lëkkaloowee état bi jàppale la waroon nañ aussi parce que lii su ma juumulee am na guerre bu ci am c'est-à-dire ñu ngi nekk ci période bu nga xam ne ni ki gën a trouver vaccin bi gën a efficace je pense que ni côté économiquement parlant am na lu muy lay propulser dem en avance bu baax a baax a baax bu baax a baax bu baax a baax soxna Ngoné fekkee man lenn rek laa ko bëggoon saxu ba rek mais amoon na ay temps am na benn kii bu waa Madagascar trouvé woon loolu dañu waxoon dinañ ñu ko jox mais ba léegi nii déggaatuma ci dara. waaw mais man je pense que ne waxuñu woon dañ koy joxe mais dañ koy jënd pour saytu ko la. pour saytu waaw te je pense que ne buñ ko saytoo moo tax ñu war a am confiance ci corps médical bi parce que lépp luñ fi indi buñ ko saytoo. gis que ne amul njëriñ pour population bi wala njëriñ mi nga xam ne moom la ñuy sëntu gisuñu ko ci du yegg ci population bi ça moom il faudra ñëpp bàyyi ci xel c'est-à-dire ñoo xamante ne loolu ay sénégalais lañ juddoo fi yaroo fi màgge fi yor fi seen njaboot jànge fi donc ñooñu tey jii nii ñu teg leen benn bërëb ne leen yéen seen métier lii kese la bu ñu demee jëndee nangam indi ko ngeen saytu ko ba xool ndax li tax ñu jaay ñu ko mu ngi ci est-ce que population bu ko utiliser dinañ ci am résultat yu ñu bëgg ñooñu loolu rek ay seen métier donc ñooñu tey jii nii lépp loo xamante ne mën na nasaxal population bi duñ ko bàyyi mu jàll waaw. waaw lu ñu mel def ngeen ko ci vaccin gi maanaam ñi koy gëstu nañ vaccin gu ñu mel et puis dañoo gis ne côté boobu dañ ci xaw a néewal doole waa Madagascar parce que valeur bi nga xam ne ni jox nañ ko vaccin yi nekk bitim réew joxuñu ko vaccin bi nga xam ne tamit moom moo fa jógee peut-être dafa maanaam rendre dafa compatible ak li nga xam ne ni moom la nit ñi soxla wala c'est parce que pays africain moo ko trouvé moo tax mu demee noonu. non Madagascar dama lay di fàttali que ne nekkuloon vaccin. traitement la woon. Artemisia. waaw Artemisia la woon c'était pour traiter. dañoo ne woon que ne day faj. yaa ngi dégg dañoo ne woon que ne day faj feebar bi. donc loolu bokkul ak vaccin. vaccin c'est pour prévenir. maanaam pour feebar bi bañ la dal. wala bu lay dal tamit que ne mandarga yi du fës ba mu war la mën a lor. donc loolu moom mooy rôle vaccin. waaw traitement bi nag jàngoro bi day nekk ak yow. ba fës ba ñu xam ne lii moom mooy jàngoro bi ñu jël faj ko pour mu wër donc Artemisia bi loolu moom la ñu waxoon que ne moom lay def que ne expert bañ ba président de la République dem jënd ci c'est-à-dire pour wan la que ne jox nañ ko gëdd bi nga xam ne war na ci dem nañ ba jënd ci ba wane ko ba jox ko expert yi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a gëstu man je pense que ne bu fekkee ci benn jënd boobu lañ yem te déggatuñ waa Madagascar wax ci déggatuñ que ne comité bi nga xamante ne moom moo ko doon gëstu wax ci cela veut dire que ne y a quelque chose c'est-à-dire que ne résultat yi ñu ca doon xaar moom moo ca nekkul parce que bu ci nekkoon man je pense que ne waa Madagascar ñu ngi continuer di ko wax. bu ñëwee aussi tamit docteur gannaaw mbas mi aussi am na yeneen feebar yoo xam ne ni mi ngi wéy ak ñun yàgg na fi trop tey jii seen bërëbu liggéeykaay tey est-ce que ñenn ñi concentré wuñu traitement ci li nga xam ne ni mooy Covid 19 bi ba xaw a néewal doole yeneen feebar yi parce que tamit dese ñi nemmeeku la plupart dafa commencé bëri ci réew mi te ñu ci bëri rek bu ñu jëlee ali bi rek naan Covid 19 la ñëpp mbas mee leen rey.
ben du ma ne ñëpp mbas mee leen rey mais dafa am lu may faral di wax ñi may giseel des fois dama leen di ne tey médecine bu amul woon dara amul pour mën a firndeel que ne mbas am na ci réew mi ñu toog rek ba ay jëmmu jamono ñu gis que ne fu benn nit doon dee ñeenti nit a nga fay dee wala juróomi nit ku ci nekk waroon na def benn pas de recul xalaat lan moo waral lii ku ci nekk bu fekkee am na xel rek war na def benn pas de recul ne lan moo waral fi benn nit doon dee fi mu toll nii juróomi nit a fay dee taux de décès bi augmenté de façon vraiment voilà donc je pense que ne te aussi mbas mi bi mu tàmbalee am na lu ñu ci seetlu woon wax ko mooy mbas mi li mu gën a ay mooy presque fekk nit ak feebar jekkaliku ci loolu la gën a ay wala fekk nit mu am ay yenn at yi mu ñëw jekkali ko ci loolu la gën a ay donc buñ yaakaaree que ne ñooñu feebar yi nga xamante ne moom lañ nekke woon daaw jéeg moom moo leen rey te ñu dem ba ci docteur ba mu ne leen non mbas mi da cee rax donc je pense que ne foofu tamit ñoom war nañu xoolaat seen bopp parce que dès le début wax nañ leen que ne mbas mi bu raaxee ci yenn feebar yi rek pour mu lor nit ki day yomb. maanaam su ma ko déggee nit mën na faatu ba pare après ñu soog koy defal test. bien sûr loolu lañ tuddee test post mortem. c'est-à-dire saatu ñu xool ndax mbas mi wala du mbas mi. kon waaw loolu day am. post mortem waaw. ci test yi aussi bëggoon naa ñu wax ci combien de fois la ñuy tester nit ki parce que est-ce que mën nga tester une première fois rek xam ni kii am na symptôme mu mbas wala ngay su fekkee amul da ngay defaat beneen test voilà. non ça dépend léegi test yi sax li ci ëpp solo mooy fi mu toll nii. nit ki bu nekkee sujet surtout à risque koo xamante ne yow ragal nga que ne feebar bi la te mag la wala yor na benn feebar ci feebar yi nga xam ne mën na koo faat am nañ ay test antigénique yoo xamante ne sur place lañ la koy defal test diagnostic rapide la tudd TDR sur place lañ la koy defal mu positif ñoo xam ne kii mu ngi ak doomu jàngoro bi sur le coup ñu commencé xool nan la ñuy def pour faj kooku. loolu mi ngi yéen ci seen bërëb waaw mu ngi ci bërëbu fajukaay yi moom la ñuy utiliser léegi surtout pour sujet à risque yi nga xamante ne dañuy soxla taxaw bu gaaw a gaaw parce que boo yeexee rek musiba mën na am donc ñooñu ñuy utiliser TDR yi te dañ ciy am ay cas yu positif yu bari donc du tere nag ñu continuer def li ñu tuddee woon PCR bi nga xamante ne mooy prélèvement yi ñu doon def yóbbu ko Dakar pour ñu xool ko. tey jii yéen ñi nekk ci hôpital yi yan genre personnes yu am mbas mi ngeen di jot ñu lott ba ëpp wala ñu mu xaw a song parce que gis nañ ni tamit test yi comme ni ngeen koy defee ñu ci bëri dañuy tëdd ci seen kër yi ba xaw a sonn ba ëpp soog a ñëw ci bërëbu fajukaay. quand même pour dire vrai man à mon niveau ñi ci ëpp mooy ñi nga xam ne dañuy sonn parce que même ñu sonnul buñ ñëwee nga bëgg leen defal test bi boo moytu li nga def 1 heure de temps di leen naxtaan di waxtaan ak ñoom pour ñu mën ko def. ba tey ko am na ñuy bañ ñuy def test. bien sûr ba tey am na ñoo xamante ne buñ ñëwee hôpital pour nga defloo leen test di nga wax ba mar des fois sax nga teg leen ci salle bi avant ngaa dellu si pour defal leen test ñu dem seen yoon waaw donc loolu réalité la te dama leen di faral di wax ñoom ñëpp ñi may toogal dama leen di faral di wax que ne feebar boo xam ne bàyyiwul buur bàyyiwul sëriñ bàyyiwul boroom daraja c'est-à-dire que ne bàyyiwul kenn donc te aussi nekkul def lu bon mooy tax nga am ko donc du gàcca nit waru ko rus ne am naa ko mais docteur loolu est-ce que yaakaaroo lu ko waral lu ko undu bokk na ci communication yu njëkk ya c'est-à-dire feebar ni ñu tëbee tëb jëlax ñu ko waaw tax na ba nit ñi ragal ko ba bañ ko jàppee parce que am na feebar yu ko gën a garaaw ko sànq te nit ñi dañ koy accepter di ko dund ak moom c'est ça mais feebar bi man je pense que ne nekkul dañ ñu koo jàllax de feebar bi moo ñu jàllax boppam c'est-à-dire feebar bi moom moo bett ñëpp dafa bett àdduna bu 10 heures jotee ñëpp est-ce que aussi du danger bi ci nekk parce que nit ñu ci bëri xam nañ ne daanaka diw am na ko ca suba si ci ginnaaw suba si ñu ci bëri tàgg geek yu ñu mel est-ce que du moo tax nit ñi déjà ragal koo am ci seen bopp waaw peut-être nag foofu la ñàkk communication bi peut-être fa la nekk nit ñi comprendre que ne voilà le traitement précoce c'est-à-dire que ne jël prise en charge bi maanaam ñu teel a commencer traitement bi ci nit ki da koy sauver maanaam nga teel a commencer traitement bi ci nit ki nag moo ko gën a gaaw a sauver nga bàyyi ba loru di soog a ñëw c'est-à-dire loolu je pense que ne nit ñi buñ ko comprendre woon noonu ñoom ñooy xel de peut-être njëkkante hôpital
ku ci am ay mandarga yow yaay jógal sa bopp demal sa bopp hôpital. xam naa ni ñuy dese ci waxtu bëreetul dañuy ñëw juste ci question direct yi jàpp nga ni. direct selon yow. waaw gis nga ni par rapport ak bi ñu nekkee ci mas bi tey jàpp nga ni mën nañu xëy suba rek mu jóge fi. man li ma jàpp. mooy que ne vaccin yi ñoo ko fiy jëlee. maanaam du takk masque mais vaccin moo ko fiy jëlee maanaam. takk masque yi day gunge vaccin. da koy gunge. waaw maanaam mais amul foog ñëpp vacciné wu pour feebar bi jóge fi. man loolu laa gëm. waaw quand même am na problème parce que fi mu toll nii yoraguñ dose yoo xam ne mën nañu mat ñëpp. parce que fi mu toll nii vaccin yi ñi tax mu jóg mooy comme nee nañ waa kër docteur yi nga xamante ne sont en contact perpétuel avec les patients ñi nga xamante ne bés bu yàlla sàkk ñu ngi nekk en contact avec ces patients là ak ñi nga xamante ne ñooy sujet à risque yi ñi nga xamante ne mbas mi bu leen dalee ci diir bu gàtt mën na leen lor ñooñu. nee nañ que ne ñoom ñooy priorité instant bi dose yooyu la ñuy lijjante te matagul donc ñooñu ñoom ñooy priorité donc man li may ñaan rek mooy que ne gars yi fexe ñëpp jot ci population bi yëpp jot ci. léegi ñaata dose la nit soxla ak ñaata yoon la ñuy vacciner. non dose yi ñu soxla day dépendre ci population bi rek. population bi ni mu toll. kenn nit ki ngay vacciner. waaw kenn nit ngay vacciner ñaari yoon. ñaari yoon waaw kenn nit ngay vacciner ñaari yoon. waaw ñaari yoon yi day am. day espacé waaw. am na sa question direct kon c'est beneen question direct bi bu ñu jëm si yéen seen prise en charge parce que aussi gars yi dañ koy remettre en cause ba tey parce que état bi am na lu mu waraloon ak yéen ndax ma nga ca ba tey wala da cee. non li mu waxoon def na ko mais quand même parce que bi mbas mi tàmbalee rek dafa ne nangami weer laa leen di soutenir financièrement nangami weer yooyu def na ko ba mu mat quand même terewul que ne gars yi ñu ngi continuer sur le terrain peut-être foofu li may xaw a déplorer tuuti mooy prise en charge médecin yi nga xamante ne ñoom ñooy feebar ci mbas mi parce que bëri na trop ñi nga xamante ne ñoom ñooy feebar ci mbas mi commençant par moi man feebar dal na ma ba ma toog lu tolloog presque plus de 15 jours yoo xamante ne liggéeyuma donc loolu aussi dama ciy profité di ko wax nit ñi que ne lépp loo ci xalaat rek mi ngi ci am na lu des sax waaw donc am na lu des en étant jeune bien portant macha allah aw ma yàlla de dogalul benn feebar boo xamante ne mu ngi ci man yàgg ci man beneen mbir mi mooy nekk jeune boo xamante ne je fais du sport bi ma dalee dama ko yëg dëkk dem naa ba commencé sax di laam-laamee ci sam bopp donc loolu pour rek yee nit ñi ñu xam que ne loo xamante ne mën na sonale ndaw noonu xejul ci mag xejul ci ku yor ay feebar. question direct la de waa ji. waaw docteur bëggoon naa xam ndax vaccin bi buñ lay vacciner da ngay am looy joxe ci xaalis wala gratuitement lañ koy def. non fi mu toll nii c'est gratuit. vaccin yi c'est gratuit malgré nag ñëpp jotaguñ ci comme ni ma ko waxee léegi. loolu daal la ñuy ñaan pour ñëpp jot ci mbas mi gaaw jóge fi ku nekk dellu ci say activité waaw kat am nga beneen wala. xanaa rek nga expliquer nit ñi tuuti. li nga xam ne moom mooy mbas mi comme dal na la ku la dal yan réaction mooy am parce que gis nañ ne début bi bu mu ñëwee daan ngeen fàttali nit ñi symptômes yi ak lu ñu mel lépp nag yéen kër docteur dañ koo teg ci suuf da ngeen ñëw rek jox ñu kaay jox ñu ñi dee après ngeen dem. waaw mais man je pense que ne loolu li ko waral mooy nit ñi fi mu toll nii kenn gënu leen a maîtriser symptômes yi. fi mu toll nii bañ ak nangu rek a fi ne mais ku nekk xam na fi mu toll nii mbas mi bu la dalee nan lay manifester woo. ak li nga xamante ne moom lañ digle pour moytu mbas mi. fi mu toll nii bañ ak nangoo fi nekk mais yooyu moom leer na ci bopp ñëpp. dañ la naan que ne fi muy njëkkee mooy que ne yaram yuy tàng yaram yuy metti surtout. des fois mu ànd ak ay sëqët. yaa ngi dégg mën na yegg nag ba ci ay jafe-jafe noyyi. sëqët yooyu mën na dem ba yegg ci ay jafe-jafe noyyi donc yooyu moom mooy signes yi nga xamante ne ñoom ñoo ëpp doole. boo gisee nit ñi fu ñu doon dugg ñu tàllal leen thermoflash pour xoolal leen seen température pour yaram bi doon tàng la rek donc yooyu moom moo nekk mandarga yi gën a fës donc yooyu la ñu war a gën a bàyyi xel kum ci dal boo takkee sa masque dem hôpital dinañ la xool dinañ la defal test bi bu ñu la defalee test bi bu positifee avant sax ñuy xaar positif dinañ la jox traitement bi déjà dinañ la mettre sous traitement. traitement bi lan lay doon ay comprimé lay doon ay comprimé lay doon début bi bu fekkee yeggoo ci benn stade bi ay comprimé lay nekk ay comprimé da nga koy jënd wala dañ la koy jox non da nga koy jënd comprimé yooyu da nga koy jënd
nekkul loo xamante ne dañ koy jox gratuitement da ngay dem nga jënd ko pharmacie waaw commencé ko jël te boo ko jëlee yow ci sa jëmmu bopp boo ko jëlee ci ñaari fan yu njëkk yi di nga gis changement boo xamante ne du loo xam ne dañ la koy wax mais da ngay gis que ne presque feebar bi day dañ waaw nga continuer ko 5 jours 6 jours nga wër pëlëng dem doxi say soxla. fekk na boo sonn ko faj la comme si waaw bureau bu fekkee soxla il faut ñu xam ne nañ ko il faut ñu koy communiquer noonu. ñu xam ni c'est-à-dire il faut ngeen tamit ngeen di gën a génn di ko communiquer noonu. xam ni comme si bureau la comme soj la. comme dañuy dal di dem jënd man soj da lay dal nga dem pharmacie jëndi sa garab. ñëw naan 3 jours 4 jours nga wér de marché. voilà bu ñu ko jàpp sauf que nag soj mën na wër léegi. sans indi la benn complication. mais dañoo gis que ne kii même bu dee soj la boo xamante ne mën na lor nit ki. te dégg naa aussi buy day bàyyi ay effets secondaires ci sa organisme. ay kii séquelles. ay séquelles yooyu ba léegi nii ñu ngi ciy def ay études mais li wér te wóor mooy que ne mënul ñàkk ay séquelles. mënul ñàkk ay séquelles mënul ñàkk ay séquelles. problème bi mooy foofu laa bëggoon ñëw wax xam nga docteur comme li ngeen ko waxee noonu tey bu ngeen demoon tey ngeen taxaw ne comme sibiru la nii da ngay gis ab ngóone boo xam ne day gàtt xel bu ko kii dalee du mënati du maanaam dootul jëlati boppam di protéger ci boppam danaan ah lii ab sibiru kese la après day jàll. bañ ko woyofal daal waaw da koy woyofal ba mu woyof tamit loolu tamit lu mat a bàyyi. waaw loolu ci mode de transmission bi la. xam nga bu nekkee sibiru gis ngeen que ne liñ tuddee campagne Milda c'est-à-dire que ne xam nañ que ne pour mën cee mucc ay moustiquaires lañ leen di jox ba fi mu toll nii presque dëkk bi dañuy wër di séddale ay moustiquaires. ñëpp am moustiquaire fi mu toll nii te dañ la koy jox gratuitement donc loolu mooy protéger nit ñi par rapport ak sibiru bi mais lii mbas mi foog nit ñi xam ne aussi bokkul ak mode de transmission. sibiru malgré que ne xaw nañ jegante ay signes ci njëlbeen début bi xaw nañ jegante ay signes mais bokkul niñ koy joxante bii nii du lenn luy nekk ci intermédiaire bi comme yoo bi matt kii dem matt kële déedéet mais kii nit ki moom moo koy jox nit ki directement wala mu jox ko indirectement ci teg ko ci micro bi wala ci sijaada bi mu doon jullee wala ci commande bi mu yoroon wala genre yu demee noonu teg ko fa yow nga ñëw noyyi ko mu dugg ci yow donc loolu moo tax loolu nit ñi buñ ko comprendre je pense que ne bàyyeeku du am ils vont continuer à respecter les mesures barrières lu ci mel takk masque lu ci mel ni sorante bi lu ci mel ni raxasu bu bari bi aussi. rassemblement yi ngay nemmeeku fan yi kon tiital na leen de. waaw rassemblement yi de l'université. rassemblement yi moom vraiment bu mënul ñàkk moo gën au niveau de l'université au niveau des maisons. fépp presque day am ay rassemblement ak décès yi nga xamante ni dëj yi reprendre. waaw surtout mais aussi bu njëkk dafa meloon ni ku gaañu woon yéen a ko doon jël en charge dañ ko daan kii dem denc ko sans à ce que seen famille daal di koy topp mais léegi dañoo gis même bu décédé ci Covid 19 dañ koy jox corps bi. est-ce que mais dañ leen di assister c'est-à-dire que ne il faut ñu xam ne que ne affaire yi lu muy gën di bari possibilités yi amoon di gën a ñàkk. lu muy gën di bari. possibilité yi amoon au début gën a ñàkk c'est-à-dire que ne fi nga doon amee benn décès Covid tey boo fay am 10 Covid décès Covid la nga mënoon pour benn décès ba dootoo ko mën pour 10. doo ko mën pour 10. donc c'est ça tout simplement te waxoon nañ ko ci njëlbeen waxoon nañ ko newoon nañ ko ne tant que ñu ngi mën a cerner feebar bi c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoom ñoo contaminé wu affaire bi dinañ ko mën a gérer mais bu exploser ba mënatuñ koo cerner c'est-à-dire que ne buñ tijji woon. hôtel yi nekk Sénégal yëpp tijji université yi nekk Sénégal yëpp di fa dugal ay malade dina fees ba kenn dootu ci xej. est-ce que yokku deuxième vague bi tamit docteur gars yi ngi laaj ndax effet climat bi amul ci part de responsabilité. Bon quand même loolu ce n'est pas prouvé scientifiquement. Scientifiquement ce n'est pas prouvé gisuñu ko ne climat bi agir na ci. Vraiment loolu gisuñu ko. li bu continuer ni mën nañoo jot troisième vague. Ah mais pourquoi pas. mais nañ ñaan yàlla tendance yeggagum na fa statistique yi nañ jege na wala jege non ba léegi nii mënuñu nekk ne dinañ am troisième vague wala duñ am troisième vague quand même lépp day dépendre ci ñun rek. waaw ci comportement population bi. merci beaucoup docteur. di lay gërëm bu baax a baax xam naa ni boobu laaj solo lañ ak laaj waaye li mënut woon ñàkk yooyu yëpp da doon nekk suñu bopp donc ñu ngi la ciy remercier bu baax a baax ci facilité réponse bi di la jox rek nga tàggatoo. waa jërëjëf Omar jërëjëf Babacar jërëjëf Ngone soxna Ngone
di leen jaajëfal vraiment aussi ci liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di def parce que gis naa que ne malgré li may désister par rapport ak liggéey bu bari bi Babacar day insister presque ci semaine bi mën na ma ci woolu ëpp juróom benn yoon juste pour mu mën a ñëw te xam naa da koy def ak ñeneen ak ñeneen te loolu yëpp ci intérêt population bi la donc loolu dañ leen ciy jaajëfal di leen ci remercier je pense que ne yéen a ngi béy seen waar bu baax ci mbas mi te aussi loolu rek moom moo ko fi mën a jëlee mooy maanaam ku ci nekk fa nga nekk la nga ci war a def nga def ko ba mat sëkk ku ci nekk fa nga nekk la nga ci war a def nga def ko ba mat sëkk loolu moom moo ko fi mën a jëlee muy ñun docteur yi nekk kër docteur di faj la ñu war a def ñu bañ a xaar kenn def ko ba mat sëkk yéen journalistes yi nekk ci plateau yi li ngeen war a def ngeen def ko ba mat sëkk que toog kër ga di togg pour ay yor ay njabootam la mu war a def mu def ko ba mat sëkk bañ ci xaar kenn ka nekk ca marché ba di jaay la mu war a def mu def ko ba mat sëkk bañ ci xaar kenn man je pense que ne loolu kese moo fi mën a jël mbas mi donc di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne aussi yéen a ngi béy seen waar bu baax a baax di jaajëfal téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp quand même di leen remercier dama nekkoon même man dama nekk ci yoon ni ko oustaz waxee tey dama waroon voyager mais Babacar bi ma woowee y a de cela 2 jours 3 jours ma gis ni mu ci sonne ni ma ciy toppee ma ne non le minimum mooy aussi que ne kii ni mu ci sonne man vraiment man mi nekk sur le terrain aussi war naa def effort war naa mën a def effort pour mën a indi ay éclaircissement quand même lépp lu ñu fi wax loo xam ne mën na leen jëriñ vraiment macha allah mais lépp loo xam ne aussi que ne gis ngeen safaan la aussi ñu ngi ci jégalu bu baax a baax. lépp rafet na remercier comme ni ma ko waxoon sama début de propos vraiment xam naa ne amu leen jot mais gis nañ ni sacrifice bi nga def aussi tamit dëgg la Babacar moom du bay kenn jàmm. day woote rek ñu ngi lay remercier bu baax soxna Ngoné maa ngi lay remercier bu baax a baax. man maa ngi lay remercier yow aussi ak Babacar di remercier docteur di ko wax rek doyaluñ nag si waxtaan bi. suñu sañoon dañuy toog fii gën a yaatal. mais temps bi moo ñu ko mayul di remercier téléspectateurs yi ñu doon seetaan di wax merci KMG si tenue bu rafet bi. macha allah di la jox rendez-vous vendredi prochain. vendredi prochain. Babacar KMG yow kese koy gërëm. Covid bi tey lan la. waaw Covid bi tey ñu ngi ci 279 cas 102 cas contact 177 cas communautaire fi nga xam ne nag mooy ci rek comme ni ko docteur waxee sànq mbas mi ci diwaanu Dakar ak lu ñu mel Rufisque mu ngi ci 19 cas communautaire Kaolack 12 Dakar Plateau 9 Louga 9 Thiès 9 Saint-Louis 5 de Kër Massar 7 fa nga xam ne tamit moom mooy ba tey Mbour tey mu ngi ci 4 cas communautaire comme ni ñu koy faral di waxee nag lu toll ci 261 ñoom ñoo daal di wér 52 cas grave 6 décès lu toll ci nag ba mbas mi tàmbali ba tey ñoo ngi ci 32 375 cas yi ñu fi déclaré 26 624 yi ñoom ñoo daal di wér 787 yi ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakkan lu toll ci 4 966 ñoom ñoo nekk ci jamono ji sous traitement Omar di jeexalee rek ak tamit anniversaire bi nga xam ne nii mooy anniversaire yi. kii yaa bés yi wax dëgg yàlla. Katimu Messi. Katimu Messi ngi noonu. ñu ngi lay koy souhaité bu baax. Messi bi am na bët de. waaw buuru këram. waaw buuru këram ngi noonu. yàlla caw na la. waay maa ngi tuub ci li ma wax Messi nekk. vraiment ñu ngi koy Messi yow nekk sa yaru gi yëpp nekk na nii nga mel. ñu ngi lay souhaité bu baax joyeux anniversaire. kat yi dundal yokkal yàggal wéral nga toppatoo aussi ki nga xam ne tamit moom mooy sama waa ji bu baax a baax yàlla may leen jàmm daal jàmmi kër ubbi aussi buntu xéwal yi ndax tamit kër xéwal moom ñu ci bëri kër gu mu am jàmm dina fa am donc di ñaan yàlla rek jàmm am vraiment Messi kontaan nañ bu baax ci tànn gi nga ko tànn. merci beaucoup Babacar Thial di la remercier parce que nag di lundi au vendredi à chaque fois yaa ngi awasaane même ma jàmm ba ma yeggale nga soogay wax. bu tudd aw sonal nga ñëw dogal foofu buggal ko la tudd waa léegi tudd naa la demal. waaw di la gërëm bu baax a baax Babacar lundi ba vendredi chaque fois rek yaa ngi ci liggéey bi di ko def mu mucc ayib lool di la si remercier bu baax mais aussi di remercier Mati Ndiaye ak awasaane mi fi jóge rek
commande aussi ñëwoon na fi semaine bi Mia ak ki nga xamante ni nii mooy Soxna Ngone moom chaque vendredi bu ñëwee rek wàññi ordonnance yi mais nag tamit di wax tamit ñaax nit ñi donte ne mi ngi wàññi ordonnance yi mais dem hôpital aussi si la bokk di saytu sa wér-gu-yaram da ci am solo mais aussi di gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni nii mooy docteur Mbassa ci disponibilité am xam naa ne tey ji lépp lu ñu xawoon lëndoot suñuy bopp ci wàllu Covid leeral na ko moom leer naa ci ko remercier bu baax a baax mais aussi di souhaiter joyeux anniversaire à madame Omar Messi waaw wax dëgg yàlla mi ngi noonu yow nag moom sa borom kër moom mooy Messi ku ne Messi nag moom la Messi moom mooy jeexal na lépp kon di la wax rek dee ko takkal capitaine bi danaan nga gën a góorgóorlu gën koo jàppale dina ñaanal gudd fan wér-gu yaram njaboot ju barkeel dinañ jox rendez-vous incha allah rabbi lundi incha allah rabbi seen benn plateau Mbour TV matinal mais samedi si li nga xamante ne mooy chaîne ak li nga xamante ni mooy ay suñuy invité li ñuy war a waxtaani aussi am na solo loolu d'ici là portez-vous bien accompagné de nos programmes jërë ngeen jëf. Chez le Choix de Mbour, Sanoussi Sarl est ton expert groupe dans la construction de bâtiments et conception immobilier, mais aussi la gestion de vos prises de bail, vente et location, biens immobiliers et terrains, transport et assainissement en toute sécurité et clarté. Le groupe Sanoussi Sarl met en valeur les normes juridiques et administratives dans la gestion de vos biens. Sanoussi Sarl, situé au croisement de l'arrêt Saly-Niaral en allant vers Marseille Central à gauche. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 705 25 60. 77 705 25 60. Wow, wow.